demoon ndimbal walenge Mbàkke géej la moom du li jeex demoon ndimbal walenge Mbàkke géej la moom du li jeex demoon Sierra Leone moom Sëriñ Bamba day njariñ moom kutumbe kramba. Application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablettes. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. Orca, l'art de vivre. Bienvenue à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans Toi-même tu sais dernier virage avant le week-end moo tax nag tey ñu indiwaat leneen lu bees mais Mansour Sow dafa mel ni doyalagul ndax ba léegi mi ngi poursuivre li nga xamante ni moo di question de l'heure bu ko jaarale rek ci biir Toi-même tu sais sauf que tey nag moom gars yi duñ ko koy yombalal ndax duñ ko bàyyi mu def ko débat jigéen moo tax bëgg naa ñu dellusiwaat si kanam si li nga xamante ne nii moom la ñu indil tey ji mais du ñàkk dinañ ko def ci kanam tuuti. di ci profito di ziar ñi nga xam ni yëpp ñoo toog ak ñun ci plateau bi di nuyu ñëpp di rafetlu également ànd bi suñu artiste su tey suñu ndaanaan bi dafa tardé d'habitude Père Sala mooy tardé mais tey moom moo njëkk a ñëw invité bi nekk sa ginnaaw moo tax moom garaawal dañ ko koy may ci kanam tuuti dina yegsi certainement dans la deuxième partie de l'émission vous l'aurez muy di chanteur religieux di Pape Gora Niang Pape Ousmane Cissé ngi fii également pour la rubrique Actu Buzz tànn na ñaari fait majeur yoo xamante ni tey moom moo ko intéressé pour ñu mën cee waxtaan indi ci décryptage mais également su jaree ay recommandations ñu taxaw ci dinañ ñëwit ci invité Mansour Sow di Ndeye Selbé Linguère Diouf moom nag di présidente du parti GPTS Génération Positive Taxawu Sénégal nekkit également membre de la coalition Madické 2019 moom it mi ngi ci plateau bi lu ñu nar a waxtaanee rek di jéego bi nga xamante ni ku jégi teg na ko mu soxal élection yi nga xam
ne ñu ngi koy waajal pour 2019 bi. dinañu ñëw ci Alaaji Sala Bigué ndax démb amoon nañ fi avis du jour spécial mais avis du jour de tous les jours moom moo koy faral di def te tey nag moom mi ngi fi donc moom dinañ ci ñëw ci kanam tuuti mais également dina ñëw si ay recommandations ak it ay conseils comme ni mu koy defee saa su ne ci plateau bi. am na xew-xew bu am solo bu waa moi di waajal mu di présidente association maintenant osons ici moom mi ngi ci plateau bi di Seynabou Mbaye ñu ne moi à la recherche de fonds pour accompagner les jeunes entrepreneurs porteurs de projets ci kanam tuuti lay doon. beneen xew-xew mu di conférence annuelle bu ñu waa association islamique pour l'éducation et le développement di waajal dinañ koy waxtaanee moom it ci kanam tuuti lay doon boobu it dinañ ci ñëw. ñu ngi vendredi 14 décembre 2018 di nekk bésu anniversaire bi nga xamante ne ni moom la Abdoulaye Ly bu high tech bokk ak Marie-Thérèse Badiane bu ñu nee Marie-Thérèse Badiane xëy na ñu bëri xëy na duñ ci bàyyi xel mais waa kër gi bu ñu nee Mayte moom la ñëpp xam donc di ci profito di leen ñaanal ci bés bi di leen wax joyeux anniversaire en espérant que Mansour Sall xaalisam jeexagul dinañ joxe cadeau indi gâteau ñu daal di koy def ci plateau bi comme ni ñu koy faral di defee tous les jours mu di ñaari éléments yoo xam ne ñu ngi si kër gi et des éléments yoo xam ni ñëpp rafetlu nañu seen liggéey ak it seen taxawaay di leen encourager encore une fois ak bés bi nag jeexagul am nañu yaakaar xëy na fi ak si kanam tuuti dinaa lekk gâteau waaw man daal maa ngi koy yaakaar xanaa nag ñoom maasu dinañ ko dégg bu ko defee ñu indi ko léegi noonu la ñuy def daal di jaar dans la première partie de l'émission mu di actualité de l'internet plus connu sous le nom de Actubuzz et c'est tout de suite avec Pape Ousmane. Pape Ousmane Cissé, nous consultons d'abord Seneweb. Thiès, un violent incendie ravage le marché central. waaw tey ci suba la xibaar bi jëpp foofee ca Thiès muy marché bi ñu dippee marché poisson am ñeneen ñu koy dippee marché Sam lu ci ëpp ci boobee marché dafa lakk ba jeex takk di xibaar yi ñu xëyee ñi nga xamante ne nag ñoo fa dëkkee ak it commerçant ya fa ne ba léegi xamaguñu ana lan moo sooke boobee lakk donte sapeur pompier yi dikkoon nañu ngir fexe fay lakk gi ànd ci ak yeneen ci ay sapeur pompier yi bàyyi ko ba Tivaouane ñëw jàppale leen ci naka noonu te police bile di police nationale waaye teewut daanaka mënuñu dara ci safara soose nga xamante ni mu ngi doon lakk marché bu ni mel xëy na du ñàkk ñu teewlu yenn ci ay réaction ñenn di ay témoins yoo xamante ne fekkee nañu lakk gi na mu demeek lan lañ ci mën a wax ci li ko sookeek lu ni mel ñu teewlu ci benn vidéo ci Seneweb ngir gën a am lu ñu leer ci lakk googe.
alors mu di des images yoo xamante ne ni gis nañ ko waa Thiès 24 publié ko mu soxal nag commerçant yi nga xam ni gis nañ ku ci nekk c'est le sauf qui peut la ñu mën a wax ndax ñu ngi jéem a rawale seen i marchandises par rapport ak la fa xew démb. exactement la fa xew démb muy lakk boo xamante ne ginnaaw 6 heures comme ni ñu ko waxee am na sax yenn ci ay témoins di ay commerçants yoo xamante ne lakk gi impacté na leen ñoom it yëkkati woon nañu ay kàddu ci wàllu bi di expliquer un peu liñ ci jot xayma ci wàllu lakk parce que ay ébénistes ñu ngi ci marché boobu lakk leen nañ ay bois xëy na saal na ci ñëw boo xam ne buñ ko xaymaa ay millions la yu dem donc ba léegi daal xamaguñu ana lan moo sooke lakk yi xëy na ubbi nañ ci l'enquête pour mën ci leerlu xam lan moo waral lakk boobee am tey ci suba foofee ca Thiès. très bien Pape Ousmane di leeral téléspectateurs yi rek ne Pape Gora Niang di suñu artiste du jour mi ngi si plateau bi moom it nara ànd ak ñun ci kanam tuuti dina ñëw daal di def li nga xam ni moo tax mu teew fii ci plateau bi mais dañuy dellu rek persala si li nga xamante ne moo xew fële ca marché central bu Thiès. du noon guléet parce que marché buy lakk moom mel na ni mi ngi bëgg a bëri ci biir réew mi. bien sûr métti na nag trop ñu ngi leen masawu surtout ñi ci ñàkk seen i matériel parce que alal ci xol la sax métti na trop mais toujours rek li may wax toujours rek li dal waa Dakar mooy dal ñëpp rek boo dee xool xamaguñu la mais xam naa ne boo dee xool coupe circuit lay doon parce que branchement courant bi da ngay am courant lonkal kii kooku lonk kii kooku lonk donc bu fenn tàkkee rek day jàpp. et puis toujours li may wax ñun Sénégal dañu daan wax ku ndóbin rey sama boo gisee lu ñuul da ngay daw mais léegi c'est le contraire da ngay gis ku ndóbin rey sama boo gisee lu ñuul saa nga daw mais da nga koy song. mais pourquoi ñun mënuñu génn secteur informel lan moo tax ñun mënuñu duñu jéem a nekk ay professionnels. toujours ñoo ngi def loo xam ni tey maar détaillé ay bakkan mënoon na fi tëdd. te bakkan moo gën a fort alal. dëgg la mais imagine toi tey ki nga xamante dafa amoon benn départ soit ñu lebaloon ko xaalis sax mu commencé te ci tey alal jooju lakk. tey après kooku avenir am wala tey ji bu ñu ko taxawoo ci ay bor ñu bëri ngi gàddaay réew mi di génn yu mel ni moo tax ñuy génn réew mi ay jafe-jafe àdduna njattu sa kaw donc nit ñi ñoo war a encore yeewuwaat xool parce que marché nit foo nekk sa wërsëg fekk la fa yow boo nekkee ci zone boo xam leer na fii nga nekk nii danger la seetal noo fa génne wala nga jëm ko defar boo xam ni ndogal nag fu ne lay jógee ndax suñu borom la mais di nga mën a sax moytu li tax lakk bi gën a metti oto yi pour ñu am fu ñu jaar sax pour fay lakk gi problème la daloon na waa Pàkku Lambaay bu Pikine daloon na aussi marché bi mujjee lakk di Tilène bu Ziguinchor aussi la même chose donc nanu xoolaat ñun suñu marché yi ni ñu koy defaree ñu tul ko ay mbedd yu yaatu nit ñi di jàll ñii jaay fii ku nekk nga wut sa compteur surtout léegi ay compteur carte sax am na ku nekk nga wut sa compteur bopp ku ne daal dem moytu boo xam ne daal moo gën quoi mais sinon metti na trop parce que nag moom yedd yërëm a ko gën mais nit ñi daal ñoo war a xoolaat taxawaay yi parce que lii moom metti na trop. Mansour Sow commerçant yu bëri tey mën nañu wax malgré politique u état bi pour fexe ñu bancariser ba léegi nekk na loo xamante ne encore une fois yaakaar naa ne sensibilisation bi war na gën a accru. D'accord. Aram, ça va être xam naa di nga jàpp sama nopp sax parce que li ma bëgg a tàmbalee moom mooy ce sont des informations assez contradictoires muy une information toute fraîche même nos lions du beach soccer yi nga xamante ni ñoo gagné la Coupe d'Afrique je pense bien que c'est l'occasion aussi de les féliciter pour une 5e fois ñu ngi di jël di indi coupe boobu ne tey mosuñoo gis tamit ñu sargal leen ils ont remporté déjà un trophée continental au moment où le Sénégal est en train de perdre ses plages c'est assez paradoxal c'est à méditer aussi ñu xool ko pour revenir un peu par rapport à cette actualité je pense bien que la longue liste dirais-je même macabre de ces incendies au niveau des marchés ça continue de plus belle nit ñi mel ni ñoom dañu nekk ay fatalistes quoi dañuy toog rek ne nañ xool mbiru suñ borom la ni ko Alaaji Sall waxee amul koñ koy prévenir alors que prévenir mieux vaut prévenir que guérir yaakaar naa ni tu peux pas investir des milliards voire des millions ci benn place li gën a tuuti sax mënoo ko def et c'est le moment aussi ma féliciter am na ci ñoo xamante ni aujourd'hui am nañu xel boobu muy waa inaa ko yeesal yaakaar naa ni récemment man wax naa ak seen coordonnateur ñu commencé di leen pousse ñu mën a dem di inscrire ci à une police d'assurance foo dugal ay millions yaakaar naa ni minimum war ngaa mën a xool ngir aar ko ndax comme nattu xamuloo fan lay jógee ak kañ lay ñëw parce que mën nga dend ak koo xamante ni place bi mu yor baraak la yow nga yor tabax bu lakkalee rek mën naa bu amul chance trop mën na la laal donc mieux vaut que ñu xalaataat ci ñu xoolaat tamit installation yi wax nga ko léegi installation anarchique yi au niveau des marchés loolu moom dafa nekk loo xamante ni yàgg na fi dañu dem ba ñun dafa mel ni loolu mooy li yoon sax dafa mel ni ci marché dañu dem ba loolu mooy yoon nit ñi bañ jaar yoon bañ xatal yoon yi ba tey jii bu lakk amee sax
pour sapeur yi mën a dugg ngir mën a fay loolu mu nekk jafe-jafe yoo xamante nii gis nañ ko Ziguinchor gis ko Parc Lambaye gis ko Sandaga gis ko marché HLM. mais dafa commencer vraiment à inquiéter suñu tiitalul nguur gi ba tey man yaakaar naa ni il faut vraiment craindre pour ce pays. ci lieu yoo xamante ne li ñuy produire si wàllu koom bëri na parce que secteur informel bi am na doole loolu ci économie bi mais am nañu ay quelques réactions ñoo xamante ne ni fa la ñu nekk di liggéey di daan seen doole dañ leen di teewlu daal di ñëwaat si plateau bi. département central bu Kees président département de Unacois Jàppo bu Kees. lii moom nan ngeen ko yëgee nu mu liggéey. lii daal dama xëy à 6h40 lañ ma signalé ne fii mi ngi lakk ci laa soog a jëw woo sappoor boobu am nañu sax njëkk a woo sappoor yéex a ñëw ma taal sama moto bi doon dem ma dajeeg ñoom ci yoon bi ñu retourné loolu daal lañ ci amagum. mais lakk-lakk bi xaw na yéeme de. métti na trop fu métti yem yegg na fa parce que wax dëgg yàlla xamuñu au juste lan moo ko lakkagum parce que gëstooguñu loolu mais moom fu métti yegg rek yegg na fa. ci laa soog a woo préfet woo commissaire central après woo maire ñoom ñëpp aussi ñu ngi ñëw nañu ñoom préfet ñëw nañu sous préfet ñëw na commissaire aussi yebal na ay ndaw ñu ñëw fii woo aussi bureau masse central aussi ñëw nañu porte parole masse central mi ngi nii tax muy Abdoulaye Ndoye depuis boobu léegi ñu ngi ci liggéey bi xool lu ñuy fexe ba lii mu fay boobu daal loolu daal lañ ci amagum pour le moment daal. mais béréb bi ci ñi ko xam fii souvent day bari ay déeg ay mat ak yooyu est-ce que loo tax. waaw loolu aussi xam naa ci beneen xalaat lay doon parce que wax dëgg yàlla anam bi mu nekk aussi beneen xalaat waxtaan la daal daañu ci waxtaanaat xool niñ koy organiser ñu organiser ko incha allahu rabbi bu nekkee yàlla. parce que béréb bi moom wax dëgg yàlla situation bu mel xaw na doy waar tuuti mais yàlla baax na xëy na ndogalu yàlla ñëw ndogalu yàlla moom bu ñëwee rek ñëw na. alors di délégué bu marché central bu nekk fële ca Thiès ni ñuy wax rek Père Sala man d'accord naa ne nattu moom day am mais le Sénégalais de nature dafa mel ni ku fataliste lu ñëw rek dañ naan ndogalu yàlla donc mesure yi ñu war a jël en amont pour fexe loolu bañ ñu dal bëri na loo xamante dañ koy sàggane surtout si jigéen yi comme ñu ngi fi ak tey Ndeye Selbé Linguère Diouf moom du ñàkk am na kaddu boo xam ne tey dina ko sànni soxna yi yëngu ci wàllu njaay te nekk ci marché yi. alhamdulilah auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu delluwaat rek santaat suñu borom julli ci sang-sang yi di Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam di nuyu kilifa diine yépp di jël nuyoo bi nag di ko teg ci loxo Baye Ablaye Thiaw Laye xalif général des Layènes di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool moom ak njabootu Layène yëpp ci barke maam Baye Laye alayhi salaatu wasalaam ak ci barke baayam maam Seydi Rasulullahi di ko ñaanal kilifa diine yëpp di ko ñaanal it waa jàngu bi di leen ñaanal aussi gudd fan ak wér di wax ne suñu Sénégal la ñu am yàlla na fi yàlla wàcce jàmm ndax soxla nañ ko ndax ku gis lii tey ji metti na ba fi metti yam moo xam jigéen ñi nekk ci biir di daan seen doole moo xam góor ñi nekk ci biir di daan seen doole ndax ñaari côté yépp la li may wax rek mooy comme ni nga ko waxee lakk yaa ngi commencé bëgg a bëri te bëri na ba pare te gisuñu ba léegi jéego goo xamante ni nguur gi fi ne def na ko kon ñun bu ñuy lancé appel ñoom la ñuy lancé appel gannaaw bu ñu leen jëlee tabb leen yaakaar a tax ñu tabb leen kon bu ñu fi nekkee war nañuy gestu askan wi loolu rek nag moo fi ne di lancer aussi appel suñu mbokku jigéen ñi ñu gën a takku gën a taxaw te di leen wax aussi massa leen vraiment parce que lii am ni metti na ba fi metti yam parce que ñu ngi fiy fàttaliku bu Lambaye Parc Lambaye wax nga ko sànq bu Ziguinchor wax nga ko sànq bu HLM kon fan la ñu jëm parce que élection yaa ngi ñëw fan la ñu jëm ndax daa am lu nekk ci suuf ndax daa am lu ñu ciy liggéey kenn xamul yàlla rek a xam waaye lu mu ci doon en tant que chef de parti ma toog fii waaye en tant que membre bi nga xamante ne dafa bokk ci coalition Madické 2019 man damay lancer appel nguur gi ni ñu jóg jàppale askan wi ba nga xamante ni lii lañ fi dese astuut au moins ñu mën a siggi ba bu ñuy dem daañu mën a siggi askan daañu mën a kontaan merci beaucoup. très bien Pape Ousmane ma dellu si yow yaa ngi naan ma sànq lu ëpp 50 millions professionnels du bois yi ñàkk nañ ko fa ci lakk bi. si loo xamante ni nii je pense que bu mu dooree matul loo xam ne une demi-journée la te sapeur pompier yi def nañ fa 2 heures de temps balaa ñu koo fay
ndax xat-xataay bi ñu doon wax ak yeneen yu mel noonu accessibilité bi toujours day mel ni loolu bu dee bilan provisoire la buñ naree xaar évaluation bi yëpp à terme kon bilan bi dina gën a yokk. dina gën a yokk mais xam nga da nga laal ci déjà pour préciser que ni am nañ fa suñu ndaw bi nekk Thiès Daouda Thiandoum moom moo ñu jottali xibaar boobu déjà pour dëggal ko xam nga dafay delluwaat sànq je pense Mansour xaw ma Sala Bigue moo ko laal mooy suñu marché yi nga xamante ni xëy na biñ koy sanc wala buñ koy taxawal xëy na dëppoo ak yenn normes yi marché yi dëppoo ak jamono laaj. boo seetloo Sénégal yu ci ëpp marché yi ñu am yooyu la depuis kenn xamul kañ la. xëy na peut-être loolu mooy justifier un peu centre commercial yi ñuy gis un peu partout en tout cas nguur gi di ko tabax moo xam Diamniadio wala les nouvelles villes comme ni ñu koy tuddee mais jàpp naa ni li gën a am solo jamono ji di ko mën a saafara te seetlu woon benn affaire à chaque fois dañuy constater lii ñaata yoon la marché yi tàkk fii ci réew mi ñu toog comme ci plateau yu mel nii comme yeneen plateau ñu ciy wax mais au-delà de wax ji est-ce que am na suivi bi wala comme ni Mansour wax ay fataliste lañ maanaam ñun on fait que constater et puis dafa mel ni dañoo impuissant par rapport face à lii xew alors que ay borom xel lañu xam nañ par exemple que ni marché buñ ne nii lay bindoo nii la ñu ko taxawalee waruñu am ay installation anarchique mais am na ñoo xamante ni seen liggéey loolu la mais marché yi ci moofu ñan la nekk du ci commune yi mais est-ce que ñu ngi def suivi bu baax moo tax ma jàpp ni d'abord li ñu war a njëkk a def mooy restaurer l'autorité su ma nee l'autorité administrative mooy ñi nga xamante ni maanaam ci ñàkku Sénégalais yi la ñu jëlee leen fay pour que ñu mën a liggéey boobu mooy ne di dugg ci marché yi di vérifier est-ce que fa fiil war a jaar te table waruñu faa gas ni ñu ko waxatee sax mur wala waruñu faa jaari nangam est-ce que ñu ngi koy respecter pour wax leen ne fii waru leen fi teg souvent lan ngay gis mooy da ngay ñëw gis koo xam te ne saa da koy wax sa buntu kër nit xëy rek lal fa dara bu lalee dara nga ñëw rek gis ko bàyyi nga xëy suba mu jël forme maanaam waaw mu def mur dem ba benn moment sax mu mel ni moom moo la ko gën a moom mais loolu dafa bëri ci réew mi léegi nag li ko mën a saafara mooy ñi nga xam te ne loolu mooy seen liggéey il faut que ñoom ñu taxaw ñu restaurer loolu li ci des nag mooy comme ni ma wax sànq comme dañu am réew muy dox yeneen xeetu marché yi taxaw ñu fexe jàngee ci yi nga xamante ni nekk aux normes pour ñu indi ci ay saafara. parce que démb le ministre Abdou Ndéné Sall bu mu fi toogee mu ngi koy wax mu ne fu mel ni Thiaroye ñu ngi fay waajal defaraat marché bi mettre ko aux normes parce que tamit bu fekkee dañu am raay buy jaar foofu ak yeneen donc day yoon tamit loolu nekk ci standard yi nga xamante ne moom la marché war a nekk dañuy jàll léegi ci actualité politique et sociale ak Mansour Sow et son invité. Présidentielle 2019, l'opposition pose ses conditions et Mansour, vous allez en parler avec Ndeye Selbé Linguère Diouf. Ndeye Selbé Linguère Diouf di présidente jiitu parti mu jóg nag dem dugg ci coalition Madické 2019 déjà bëggoon na ñoo xam lu waral choix bi leader yi bari nañ lool lu tax nga taamu maître Madické Niang. alhamdulilah donc dañ ciy sant yàlla ci laaj boobu. ndax li nga wax dëgg la ñëpp ñi ngi ma doon séentu ma nekk candidate. te dëgg la ci loolee lañ naroon a jublu. wante bi ñu toogee taxaw seetlu comme ni nga ko waxee leader yi bëri na mais Sénégal moo nekk actuellement ci guuta nekk ci jafe-jafe te ba ñu taxawee am taxaw seetlu ñëw xool bu baax a baax seetantal toog ak ay leader waxtaan ak ñoom ndax ku nekk toog nañu presque ak moom mais saa yi suñuy toog ñun nag dañuy jiital suñu programme ñun dañoo nekk parti boo xamante ni ñëwuñu rek toog dañoo defar programme donc programme bi bu ñu la ko ñëwee jox la ko nga jox ñu sa programme ñu xool taxaw seetlu xool ndax am na yoo xamante ni méngoo na ci bi loolu amee mu amit loo xamante ni daf ñu marqué te moo marqué Sénégalais yépp muy yar gi nga xamante ni moo nekk ci maître Madické Niang muy nitu jàmm ji mi nekk te Sénégal fi ñu toll ni jàmm rek la ñu soxla te ñu gis ni fii ñu toll ñii ci Sénégal jaay doole gi xoqatal gi xuuxalaate gi daf fee bëri te ñu am yaakaar ci moom ndax nag yaakaar la ñuy am te yaakaar googu yàlla bu mu yàkkeeku te gëmuma it mu yàkkeeku ndax jëmm ji won nañu jikkoom ca ba muy nekk ministre won nañu jikkoom ci lépp looloo tax tey jii ñun ñu bàyyi suñu candidature li nga xam ne dañ ko naroon a def dem ànd ak moom pour indil ñu jàmm wala parrainage bi moo la tax a daw. waaw loolu nag dañuy sant yàlla ndax ñoom ñi nga may déglu parrainage bi def nañ ci liñ ci war a def ndax xam nga bu fekkee ne bi ngay jóg di politique da ngaa mbapat parrainage warul la jaaxal dama ne politique dafa am ñaar Pa Ousmane ñaar la politique am
muy ki nga xamante ni day politique di tëdd di nelaw jël téléphone am di woote naan mobiliser leen fay naa 2000 fay naa 5000 ak ki nga xamante ni day jóg di dugg ci terrain ñun ku ñu xam Ndeye Selby foo ko tudd rek dañ leen naan nitu terrain la ndax damay tàmm di wax ne heure bu nekk ak ay nitam yi ciy jóg am na 1h du matin 2h du matin ay nit ñoo xam ne ci nga leen di gis te tey jii sëñ Mansour bu la heure yooyu fekkoon ci mbedd mi da ngay naan ndax Sénégal nga nekk da nga gis suñu njaboot gi réew mi nag kon dafa metti kon ñun du parrainage ndax ñun dañoo pare démb tey soog a dikk ndax wàllu parrainage gi tubaar fakal la macha allah li tax waa ji indi ko ñëpp xam nañ lu tax njuuj njaaj la bëggoon wala bëgg a taal Sénégal waaye foofu nag ñun dañ koo njuuy ndax nee naa am na loo xamante ne ay ñaan yu baax yoo xam ne ñu ngi ci réewum Sénégal kon damay taal Sénégal taxut a taal Sénégal kon ci wàllu parrainage googu ñun dañoo pare démb tubaar fakal la macha allah c'est-à-dire dafa am benn terme boo xamante ni dañ koy utiliser en wolof galvaudé ko nag ba léegi boo ko waxee sax ay retaan da lay jàpp mooy foo toj xam nga nit ñi nekkuñu ci réew moo xamante ni dañoo war a toj dañoo war a tabax mais man je suis tenté à demander à Ndeye Selby boo ma naan parrainage yi 65000 signatures ci Ndeye Selby man bariwul ñu la xam Sénégal foo mën a jëlee ji loolu ba ni yow pare nga bu yàgg soog a ñëw loolu day xaw a jaaxal nit ñi ak ma kontaan ci laaj boobu xam nga moo nañ ko wax rek fu ñu toj xam nga toj bi buñ ko waxee ci dégg-dégg bi la nit ñi buñ la nee foo toj nga naan tojuma damay tabax loolu dangay def lu la neex ak wax lu la neex la dégg-déggin gi la waaw fi Ndeye Selby Linguère Diouf toj dafay yomb loolu du Ndeye Selby taxaw naan fii laa toj wala fee la ndax loolu ab dof la boo bëggee xam nag fi Ndeye Selby Linguère Diouf toj nee ma ban jour ngay ñëw def micro trottoir dañ koy waajal kon kon bu boobaa da ngay waajal comme ça mu xam fan lay jaar bëggee ñu arrêté léegi émission gi anam dañ koy arrêté léegi rek dem defi micro trottoir bu ko defee mu daal dee neex kon bu boobaa di nga xam Ndeye Selby Linguère Diouf fan la toj te encore dafa am loo xamante ne Ndeye Selby da ko gëm ñun Ndeye Selby ku ko xam da nga ko xam ci politique de développement xam nga dafay baax ngay ànd ak ay doomi aadama nga nekk yàlla def la nga ndax yàlla rek la moo la jiite nga nekk ci kanam mais doomi aadama yooyu fexeel ba nga xam ne donte ñi nga lay tàccu li may faral dox naan tàccu yenn saa yi daf may tànkal ndax xale bi xëy dem jàngi école bu génnee 10 heures am na lu mu def diggante 8 heures ak 10 heures man mënuma comprendre ñun ñi nga xam ne ñun ñooy politique defuñu waxuñu jàppalewuñu suñu jigéen ñi jàppalewuñu suñu jeunes yi bu ñu jëkkee ñu ñuy tàccu rek ñu yaakaar ñu ñoo téegal gaynde ga alors que téegaluñu dara gaynde gaa ñu téegal na ngeen jéggal ma kon ñun li ñu war mooy suñu amee ñun suñuy jigéen nañuy former suñuy jigéen nañuy def ay groupe de 25 nañuy def ay groupe de 15 ñii nañuy cuub ñii nañuy def eau de javel savonnerie ñii nañuy def transformation céréalière ainsi de suite ainsi noonu ngay dimbalee askan wi am na ñoo xamante ne bëgguñoo defi formation boobu mais li ñuy bëgg toujours dañ leen am prési ñun de dañoo bëgg nga jox ñu am suñu fond dem liggéey yi ñooñu da nga leen di jàppale njaboot boo ko amee doon wax a ngi ñëwaat de Sénégal dañoo gaaw ci wax nit prési ah ma ne Père Sala ngi doon wax dañoo bëgg waaw gis nga prési dañ koy waaw mais xam nga ndeysaan dañoo baax Sala dañoo baax ba pare xam nga lu tax ñu baax maanaam ndeysaan prési googu du leen di wax toujours ñu ngi may déglu samay njaboot ndax xam naa tey moom macha allah DTV moom ñëpp a ngi koy seetaan ñëpp a ngi koy seetaan donc prési bi bëri la rek bu naaju tàngee day rëy mais xam nga li tax mu neex xam nga lu tax mu neex prési gi dañ la koy wax ndax ndeysaan sargal xëy na giñ lay sargal bëgg giñ lay bëgg sa biir xol mais yow mi ñuy wax prési yow yaa war a xam ne bu dul woon ñoom doo nekk effectivement yow mi ñuy naan prési yow yaa war a xam ne bu dul woon njaboot gii ci terrain bi di la guddil di la bëccëgal di la nekk ci naaj bi bu dul woon ñoom doo nekk kon prési ku mu tax nga yëkkati sa bopp kon am nga problème kon damay wootee ci ñi nga xam ne ñooy suñu chef de parti yi ma ciy boole sama bopp nañu bàyyi yëkkati ñu naan vente aux gens affaire bi yëkkati ñu gën a nañu wàcc ñu gën a wàcc te xam ne bu ñu wàccee rek lépp dina bu baax ñuy wax un homme politique certes le discours moom maquillé nañ ko ba mu rafet bu ñuy wax un homme politique nag avec grand H la wax ku jigéen bu ku góor ki yëpp c'est un parcours jaar-jaar la ay réalisation la yu jëf la tey jii Ndeye Selby bu ñu bëggoon a xam moom fan la jógee kañ la dugg ci politique ak en terme de réalisation lan la fi defagul tey jii ba mën a taxaw tey jii mënoon ni tey jii war naa mën a taxaw dagaan baatu askan wi. alhamdulilah ci dagaan baatu askan googu mën nañ ne génn nañ ci ndax ña nga ca coalition Madické 2019. kon tey bu ñu nee Ndeye Selby Linguère fan la jaar ñun mën naa ne dañoo juddoo ci famille politique ndax ku may wax à chaque fois damay naan ñun bu ñu juddoo rek dañoo ñëw fekk li fi amoon parti bi fi amoon PS la. bi fi dellu si kenn ñeneen ñi xam ko moo nekkoon PDS donc ñun ci famille yooyu lañ juddoo famille PS parti socialiste lañ juddoo mais bañ ci juddoo bi ñu demee ba nga xamante ne war nañu taxaw war nañu xool jàppale suñu askan war nañu ñëw indi suñu pierre à l'édifice ñu bokk ci li nga xam ne moom mooy tabax réew mi
dañoo jóg bi ñu jógee aussi yàlla daf ñoo booleeg le grand maître Abdoulaye Wade boobu ñu yàlla booleel dugguñu woon nag ci biir parti PDS mais dañ ko doon jàppale comme mouvement de soutien donc ci foofu noonu la ñu commencé mais laataa loolu Ndeye Selbe da doon nekk ci collectif yi nekk ci association yi di def développement comme ni ma la ko loolu laa gën a gëm sëñ Mansour man lu dul développement d'accord ma ko. mais man peut-être xëy na fi may gën a intéressé mooy Mansour xaw na ko laal mooy yaa ngi wax sànq ni choix bi ngeen porté ci maître Madické Niang parce que da ngeen échanger ci wàllu programme ngeen gis ni yéen li ngeen gëm ci wàllu programme dafa dëppoo ak moom nga wax maître Abdoulaye Wade wax maître Madické Niang ñu gis ni ñooñu waroon nañ Sénégal depuis 60 ba léegi ñu bëri dañuy wax ni ci wàllu politique échec la mooy ni demuñu dañu échec demuñu dikkuñu suñu war nañu romb jéego yi mais li ñu tardé mooy ñooñu noonu borom tur yu mag yooyu nga xamante ne ci tur rek la yem seen jeexital tey boo koy natt ci wàllu jeexital defu dara est-ce que fi ma lay bëgg a laaj mooy est-ce que vous avez pris le temps nécessaire pour xalaat dégg aspiration peuple yi ci façon politique bi ñu soxla dëppale kook li ngay def à la base pour que xëy na ci tëggin yeeg gisin yeeg yu mel noonu jël préoccupation yooyu mu mun la jox benn projet boobu xam jàpp nga ne xëy na boo duggee ci langue yi dina am benn apport significatif bu mu indi est-ce que vous avez pris le temps bu dee am nañu partagé ko ak yéen gisin politique newoon ak yéen peut-être touche bi ngeen ci indi. autrement quoi la politique autrement. dañ koy wax mais bon man dama naan gisin rek. mais nag gis nga nit ki lu muy wax te gëmu ko Pa Ousmane na ko ba man dafa am loo xamante ni toujours dama koy wax parce que nit mënoo ne man lii laay wax wala lii laay def te sa defi nag sa waxin waroo. mënul nekk beneen bi mooy avant may dugg sax ci sa question bi nga ne Abdoulaye Wade ak Madické dañoo waroo man dama ne amu fa boo xoolee ku toll ni maître Madické Niang nekk na fi ministre des affaires étrangères mais boo xoolee doo ko gis sax ci langue politique. waroo ci lu ñu jëm. ci lu ñu jëm maa ngi ñëw Pa Ousmane. dañ ci waroo. boo ma dégloo rek di nga ma dégg comme danga maa posé maa ngi ñëw. moo tax ma lay leeral rek. li ma wax kay leer na dafa leer. gis nga tey ji maître Madické boo xoolee ba muy nekk ministre ba tey yow Pa Ousmane mosoo gis maître Madické taxaw di meeting fenn wala di def comme li nga xam ne les autres responsables politiques ñi ngi xam comme ñi nga wax ne borom tur yu mag yi ñi ngi koy def kii dafa am loo xamante ni dama ko wax barki dem ma ne ndimbalu suñu borom la fi réew mi toll tey jafe-jafe gi ci réew mi métit gi ci réew mi yàlla indil ñu ko da ngay xool est-ce que foofu conviction mi ngi fa am na nga toog ba benn jamono parce que affaire dem na ba di këtt ni jonn nga ni yow yaay solution bi dama bëgg a sauver parti démocratique sénégalais alors que ñun li ñu intéressé du sauver ay parti mais sauver suñu réew la ak doomu réew mi loolu aussi tamit foofu nag dama la ciy fekk si li muy sauver ndax tey ji booy xool tey man Ndeye Selbe li nga xam nekkuma parti démocratique sénégalais kon ñun li ñu intéressé c'est le peuple sénégalais nekkinu peuple bi moo ñu intéressé tey jii moom tey maître Madické même bu ñëwee tey taxaw lenn moo ko intéressé te lenn naka tax a jóg muy sauver le peuple sénégalais. ñëwal sama question. génn kay maa ngi ñëw génn ci li nga xamante ni génn sénégalais ci li nga xamante ni ci loolee la ñu nekk. kon gis-gis bi nga xamante ni ñun tey jii moom la ñu àndee ko ak maître Madické Niang dafa leer parce que am na loo xamante ni ku xool tey dëkk bi Pa Ousmane depuis 2012 ñi ngi ci jafe-jafe xiif nañu. mar nañu sonn nañu. ñi ngi ñuy toroxal. ñi ngi dindi li nga xamante ni Selbe ku la dégg dañ naan yow nii liste nga def loolu lépp am na fi. déet maa ngi ñëw nii liste baaxul. ku la dégg rek dana fii moom dëkk maa ngi ñëw billaay boobu ma dégloo rek aram déglu ma donc dafa am loo xam ne depuis 2012 mi ngi am ci réew mi. ci kaddu yi nga xam ne waroowu ci ay kilifa. boo dégloo tey ji 2012 ay kaddu kilifa 2012 rek de. mais nag fa laa la koy indil man. parce que xam nga dama leen naan non xam nga mën naa la ne de 1960 ba léegi. mais c'est que 2012 xam nga lu tax ñu war fa taxaw ndax kii ñu indi ñëpp a amoon yaakaar yow mii toi même tu sais que ne da nga amoon yaakaar ci Macky Sall. leeral toi même tu sais da nga wax. waaw yow mii. toi même tu sais laa ci. toi même tu sais. waaw toi même tu sais laa ci. non mais qu'est-ce qui dit que leneen li nga ci teg dégguma ko. bu la neexee mais yow mii yaa ngi doon dégg kaddu yi nga xam ne xam nga Pa Ousmane kaddu dafa am solo kaddu mooy doomi aadama kilifa kaddoom rek la njabootam am. bu kàddoom dañee ci moom dara desu fi dañuy politique nag mais dama ne nañu def politique dëgg donte nag dëgg chaque jour yàlla rek a ko yeyoo ay nit lañu ay jaam lañu xëy na yenn saa yi daañu ñëw mais nañu fexe ba daañu juum mais nañu fexe ba suñu njuumte na néew ba tax na bu ma la nee 2012 ma ne la 2012 foofu xam nga lu tax mu neex ma parce que ñun président bi ñëw dafa nekk président wu ndaw juddu après les indépendances
ñu amoon yaakaar donte nag sànni lu ñu ko woon carte ndax mi ñu fekkoon ci Abdoulaye Wade ñu am yaakaar ci Macky Sall di ko xool di déglu la mu doon wax ñun ba ñu paree ci Abdoulaye Wade ba continuer ñun suñu liggéey ñun dañoo ne eh bien man ci bokk naa ci ñu njëkk ne nañu bàyyi xale bi mu liggéey. nañ ko bàyyi mu liggéey parce que c'est un jeune il est né après les indépendances nañ ko bàyyi mu liggéey mais malheureusement sëñ Mansour non malheureusement boo jëlee kaddu 2012 boo jëlee kaddu 2012 Macky Sall nga jël kaddu 2018 Macky Sall mu jafe mu waroo loolu c'est trop léger voilà donc ngay wax ni Soxna Selbé loolu c'est trop léger waaw loolu xam nga kaddu sëñ Mansour bon peut-être qui est né avant kaddu yow boo toogee fi lu toll ni sëñ Mansour nga ne kaddu c'est léger man xamatuma ci li nga wax ni non waxuma kaddu dama ne li nga wax yow waxuma kaddu de ma wax la benn affaire gis nga fii ñu nekk muy Afrique dafa am ñaari yoo xam ne ñoom ñoo ko tënk boo demee ci mànn gi dañ la wax le ngana et le ngara mooy kaddu ak jëf géwél bi ne la bu fekkee kaddu gi jëf mënu cee topp kaddu googu amul lu muy jariñ waaw bàyyi nag ma ñëw ci kaddu gi loolu Pape da la ko wax léegi nangoo ci répondre muy kaddu gi yow da ngaa dàkk sa 2012 ak tef fa kaddu gu ñu wax mu waroog jëf ja c'est pas 2012 la commencé ci Sénégal pourquoi donc nga def cible bi 2012. pourtant tontu naa leen de nee naa leen. ah déedéet tontu woon kay 2012 yow nga ciblé. déglu leen ma. dégg nañ la bu baax. Ousmane. parce que da nga ni kii dafa judd après les indépendances man la du. da nga ni parce que kii espoir la non xam nga fi nga tënk sa wax ji loolu laa la wax loolu fi nga ko tënk moo léger. dama ni sëñ Mansour. 1960. ba fii ñu toll am na fu ma ko wax ci télé. ba 2012 du wax 2018 mais 2012. xoolal président yi fi jaar man c'est que xam nga lu may wax dama ne nañu bàyyi naan président ba la defoon na président li tax ñu damay tënk man sama cadre toujours ci Macky Sall mooy espoir bi nga xamante ni man amoon naa ko yow amoon nga ko keneen amoon na ko ci moom. kon du ay dañuy dàq 1960 ndax 1960 ba 2012 bu fekkoon ne la fi doon nekk baax na kon Macky du ñëw dañu waxante dëgg li fi doon nekk 1960 ba 2012 bu fekkoon ne baax na yow nga gis ci sa bopp sëñ Mansour waaye Macky du ñëw. mais bu Macky demee ba ñëw ñun dañuy naan ndaw la kon ñun tey lan lañ doon xaar kaddu yi nga xamante ni mag ñi bëggu 1960 yi dañ ko doon wax muy waroo lool ak ñoom Macky bu ñëwee na dindi loolu. d'accord Selbé ci benn mbir laa bëggoon laaj. yow lan mooy sa idéologie politique. libéralisme nga juddoo ci socialiste nga ne libéraliste nga maintenant. juddu naa ci socialiste waaye bokkuma ci parti socialiste mosuma adhéré mosuma jënd carte socialiste. dama ne famille politique. voilà famille politique. tey ji yow mën nga am tey soxna. yow nga nekk PDS wala nga nekk socialiste. sa soxna nekk socialiste mais soo juree sa doom macha allah juddu na ci famille boobu mais su màggee fan la adopté. na leer. yow libéral nga mës a nekk. ah waaw. juddu nga ci socialiste mais libéral pour wax la sax pour wax la tey Grand Dakar ñi ngi may déglu suñu ak ñi ngi may déglu gis nga keroog bi ma njëkkee indi photo Abdoulaye Wade. di ko dugal ci kër ga guerre la woon pour wax la. doom màgg na ci socialiste judd na ci socialiste waaye ba mu màggee dafa tànn yoonu boppam loolooy Ndeye Selbé Linguère. Persala balaa ñuy bàyyi ak Mansour mu ñaan ndax moom mu nekkee ak xam nga nag tey sama jigéen ma sa duggul seen commando fer seen bu mbay mais sax tamit bëgg naa après mu sànni si kàddu ndax kii nii candidat bii nii wala type de politique bi convaincre na. xam nga Linguère yi dañuy bëgg seen kàddu dama fiy gis kàddu yi dafay xaw a woroo puisque li nga maquillé ma dikkee moo nekk ci moom nit ku yaru la nit ku baax la am d'état la nit koo xam ne amul benn fitna mais pourtant loolu nekk ci ma dikkee moom lañ gis ci Macky Sall. Macky Sall nit ku yaru la nit ku yiw la jullitu mais tey li leen séparé mooy lan li ñu naan uude lu mu wax ci béy bu màgget lu mu jote ca derba la. Macky mooy président de la République ma dikk bëgg na nekk président de la République kon donc c'est de bonne guerre man dama jàpp ni moom day politique. mais ba léegi ci li ñu ko laaj indiloogu mu benn argument boo xam ne ci lay seetaan jël nañ ci dara. da nga am benn opportunité boo xam ne da nga toog di waxtaan ak askan wi da nga naroon nekk candidat laaj nañ la nga ni gis naa li ma doy mu nga jaxasoo ak ma dikkee kii nee la ndax du parrainage bi nga ne yow pare nga bu yàgg. loolu c'est pas du lu palpable da nga ñoo waroon wax lii léegi lii ñu xam ni pare nga mais lii nga def. mën naa xalaat ne xëy na koom-koom bi caution bi amuloo ko. kii mën na xalaat parrainage bi. kii mën na xalaat est-ce que dayoo bi est-ce que jàng bi est-ce que xam-xam bi mi ngi fi woon. moo tax émission la boo xam ni ñuy bëgg xam-xam bi développé boobu nga développé ko mais pas mu doon développé politique rek. parce que da ngaa politique mu meeting nga campagne nga def nga lu la neex mais léegi nag da nga ñëw ci waxtaan wi nga xam ni moom mooy jariñ citoyen bi ñuy seetaan. bi ci des muy Sénégal
sànq da nga ni bu fekkoon li fi nekkoon 60 baax na kon Macky di ñëw si day ñëw chaque chose à son temps. Senghor mu ni foo na nekk ba na gën même bu fi nekkoon. les hommes partent et les institutions dañuy dem ñii di ñëw. donc loolu moo tax ñii dañuy dem ñii di ñëw yow mi ëllëg est-ce que 2019 est-ce que yow doo ñëw. àdduna dafay dox. 2024 te di fi nekkoon man du ma ne de 60 ba na gën dara baaxul ah. parce que ki fi daan sama papa daan na wax ni at mi ñi nga xam dañaa bëri gu jur bëri gu dërëm maanaam 100 kilos gerte wala 100 kilos dugub dërëm nee na bu ñu demoon ba jëmmi jamono jël fekke woon jamono boobu ñun la xale bu góor bu xale bu ndaw bu am juróomi at dinañ ko jox juróomi dërëm gerte mu nga ci loxoom boo fëggee ñooñu fekk bëri gu dërëm dañ naan lu dëgg parce que jamono dafay dox léegi tey da nga naan ki fi nekk kay d'accorduma ci lii muy doxale lii ak léegi lii man su ma ñëwee lii laay def loolu la ñu soxla mais politique bi moom mooy bi ñuy dégg toujours rek voilà jërëjëf waaw kon nga tontu kay waaw bu ma tontu ma ci xam-xam quoi man xam-xam ci laa soxla mais bu ma tontu ci politique Sala gis nga nag fii ñu toog yàlla xam na ne xam-xam dong lañ fiy wax yàlla xam na ko c'est que nag il faut ngeen animer seen émission loolu dañ leen koy accordé te dañ leen koy nangu mais gis nga fii ñu toog xam-xam rek dong ko kese lañ fiy def waxtaan kon soo ma nee c'est que nag seeni question da ngeen koy tegle ba mu nekk ñett ak ñeent man boo leen ma ko doon defal may wax may dégg kon nag non il faut nga da ngay conseil pour dama bay léegi mais non maa ngi ñëw ci li nga wax yëpp nga ne ci bu njëkk bi nga ne Madické yaru na loolu laa wax te Macky Sall dafa yaru dëgg la mais ñun yaru ga nga xamante ni dañ ko gis ci Madické muy nitu jàmm dañ koo gisul ci Macky Sall ci dëkk bi nga dëkk tëj bi bëri na dóor bi bëri na xoqatal gi bëri na loolu laa leen wax kon dama leen deful dara kenn tëju leen de maa ngi ñëw rek maa ngi ñëw tëju ñu la de yow dafa dara chaque jour ñu avertir ma nag boo waxee lu ñu avertir la mais mooy musiba nag réew mi réewum démocratie la ah mais démocratie ne veut pas dire maa ngi dikk rek man boo leen ma sorku soxee dañ maa ngi ñëw ba tax na gis nga nag tàngoor mais mi ngi bëgg a tax xam di sama kaal gi yow mii foo mu jëflante ñoom Madické dafa yaru indiwaat Macky Sall dama leen naan dëgg la man mii dama koy toog ci ay plateau nee naa leen Macky Sall dafa yaru kenn du wax ba mu tontu mais xam nga yar yi ñooy wute nit ki dina yaru te dafa bëggut jàmm dara nit ki day yaru te bëgg jàmm foofee lay waxee parce que tey jii bu Ndeye Selbe demee ba nga xamante ni bàyyi na la nga xamante ni ay jéego yu mu tegoon bëgg ci dem mbirub caution mbirub yooyu kenn du yoree parti ci ay li ñu naan leketu kese naxu li béy dinoo ngeen koy waxee kenn du ñëw yor parti ci ay socc ak di signe naan damaa yor parti déedéet loolu dépassé nañ ko soo demee ba yàlla def nga yor sa parti c'est parce que am nga loo xamante ni da nga ko téye am na loo xamante ni fa ngay jëm mais dañoo toll ci moment bi nga xam ne Sénégal moo metti tey bu fekkee ne Ndeye Selbe dafa yore partem Ndeye Selbe day dem président Madické dem Ndella dem keneen dem mais xeex boobu ban façon xeex la ñi nga xamante ni dañoo bokk ñu ne dañuy opposé wu mais nañuy opposé wu nag ci dëgg man toujours ma ne leen d'accord ma di opposé wu naan dara jagu fi déedéet ndax nit ki bu dee benn fan lañ la fal loolu toujours ma wax ko loolu moom àddina yëpp xam nañ ko ci Ndeye Selbe bu dee benn fan lañ la fal benn fan boobu am nga loo def as tuut mais dafa am loo xamante ni bu fekkee ne fukk lañ doon xaar ci Macky dama ne benn la ñu gis ci Macky Sall muy benn may ma àggale ak Sall bii parce que bu fekkee ne tamit da ngeen may posé beneen bi mooy temps bi lañ bëgg a gagner rek waaw mais temps pour nga profité ci kon nag tamit da ngeen di tuuti parce que bu fekkee ne da ngeen di posé pare naan ma temps bi day mujjee mel ndax askan waa ñuy seetaan te dañu am loo xam ne dañ ko war a jëlee ci Ndeye beneen bi mooy ñu ne parrainage bi ndax dañ koo daw ñu ne parrainage bu yàgg mais ku parewul doo taxawal parti ku parewul duñ la gis nga nekk ci réew mi di liggéey bi tamit yomb na si dëkk bi de waaw ci benn côté ministère de l'intérieur moom joxe parti bi mais ci benn côté kon bu boobaa foofu bu ñu amee ku ñuy dal ñoomee la ñuy dal ci benn côté bëri na ci benn côté yomb na mais parti yi participer ci benn élection non parti bi nag mosul participer ci élection xanaa élection bi lay participer. day kañ lañ ko sañ. voilà parti bi ñu bon kañ lañ ko ma ne da ngay coaliser dañuy coaliser mais xam nga sooy coaliser aussi da ngay joxe sa récépissé. c'est vrai voilà donc noonu la. man bu fekkee ne coalition. donc ñu ngi ko sañ 2015. 2015 dañu sañ suñu parti. 3 ans. voilà donc am na loo xamante ni moo tax ma ne la doo toog ne yàcc na yasar dafay am. voilà donc dafay am loo xamante ni da nga koy gëm di ci dem. est-ce que xam nga ni tey jii bu ñu appliqué woon loi sa parti bi dañ ko war a tas. waaw lu tax ma wax la ko. waaw.
les partis politiques bu ñu koy wax ci préambule constitution bu Sénégal dañ leen def ngir ñu mën a concourir li nga xamante ni mooy voix des citoyens autonomes ñu participer ci élection mais bu fekkee da ngaa nar a créer parti politique rek di xaar élection am nga wut koo bootu moom loolu moom jaroon sax ñu koy taxawal. sëñ Mansour dafa am lu dàq te gën xam nga li bon mooy créer parti politique tëdd di xaar koo koy jaay wala créer parti politique toog foo toll ne am naa parti te parti ba yow la ak sa doom wala yow la ak keneen xam nga man lu ma gëm man Ndeye Selbé man dama gëm nii fighting ñàkk jëriñ te gis nga liggéey googu ma gëm tey ñi nga xam ne tey ñi ngi toog di ma seetaan xam nañu Ndeye Selbé da koo gëm te liggéey googee ñun dañ koo gis nekk di ci taxaw carrément kon sëñ Mansour affaire bi nekkul ne dañuy taxawal parti ñëpp a ngi wax parti mais am na ci parti yoo xamante ni sax ñoo jiitu Ndeye Selbé ci langue politique bi mais li Ndeye Selbé di liggéey wala di ko def fekk ci parti yi. Ndeye Selbé am na parti am na siège. adresse boo xamante ni am na siège parce que loolu lépp yaakaar naa ne bu ñu ko respecté woon. tey jii bariwul parti politique yu nekk Sénégal yu respecté loolu. attention booy déposé loolu dañ la koy laaj. c'est que nag ñu bëri dañoo yaakaar ne parti da ngay ñëw ñu ne la parti ni siège yi dañ la koy laaj. 2015 ak léegi est-ce que mën ngaa déposer bilan financier at mu jeex. bien sûr mais loolu yëpp dafa bokk daf ci bokk. waaw non dañ koy wax Sénégal mais dañ ni la. boo demee ñi nga xam ne ñooy les services compétents dañoo wax que ni tey jii loolu suñ ko respecté woon à la lettre. tey jii bu dee benn parti politique moo ko def Sénégal du doon ñaari. waaw léegi nag su ko defee. voilà ñoom ñoo liggéey ko kon seen liggéey sooke na. gis nga nit bu ñu la dénkee dara da nga ciy dem ba mu jeex. fin d'année bu jotee gisoo ne lan warloo parti bi ak askan wi wala la warloo parti bi ak le peuple sénégalais defu ko ak réewam defu ko mais lan moo tere ñu exercer seen liggéey ñu avancé ci beneen ponk balaa ñu waxtu yi ñu jagleel di jeex. opposition bi maanaam kujje gi seen waa Madické coalition Madické 2019 ci lañ bokk waa PUR ci lañ bokk waa PASTEF ci lañ bokk dañoo dajale taxawal genn kuréel gu ñu tuddee pause ngir xalaat tey jii naka lañ mën a def rek ba élection yi ñu dëgmal mu jaar ci anam yu mu gën a baaxee ba pare ñoom am na yoo xamante ni ay conditions yi lu ñuy taxaw que ni élection yi nii la war a mën a demee ñu gis nañ parti démocratique sénégalais bi nga xamante ni mooy sa parti boobu de référence ñoom bokkuñu ci kuréel googule est-ce que déjà duñu wax faux départ par rapport ak kuréel googule non duñu mën a wax faux départ parce que xam nga aussi bu fekkee ne lu ñëw rek ñu xool côté négatif baaxul parce que maam Adama li mu def dañ ko war a sax jaajëfal parce que nag sëñ Mansour dañuy dem ci ay élections te élections yi ñuy dem ba ñu commencé tàmbale di wax ci élections yi la ñu xam ne maanaam li ñu taxawal mbirub càcc la te lii nga xamante ni tey maam Adama ngay taxawal na ko nga xam ne képp koo xamante ni opposant nga ci opposition bi nga nekk war nga ci dugal sa loxo war nga ci taxaw te yéen ñi nga xam ne yéenay presse bi sax war ngeen ci liggéey kon benn parti bu ñëwul vraiment warta tax ñu xëpp ci suuf ne est-ce que loolu amul échec déedéet amul échec amul nag nit ki parce que bi ñu leen laajee faux départ ci biir kuréel gi man damaa teewee mbir moo xamante ni daf ma jaaxaloon sax au tout début muy kujje googulee dama ci gis démb ñoo xamante ni ñoo ngi fa woon di Malick Gakou keroog ba mu duggee ba génn foofu am anam yu mu fa xaw a génne yaram wi xaw a tàng ba mu génnee conseil constitutionnel ba mu génnee am na loo xamante ni wax na ko béral ko ni bari na fi candidat yoo xamante ñu ngi fi toog mais président Macky Sall lañ fi toogal kujje gi lañ bokk nag dafa am loo xam ne dañ ko waxtaane woon ci biir nekk ñu yaakaar ne bu ñëwee dañ ko appliqué mais bi ñëwee fi dañ ko war man loo tax démb bi ma ko gisee gis Sonko ci wet gi gis keneen ak keneen ci wet gi je me suis dit ban discours politique tey ji ngay féewu mu jaaxal ma trop waaw xam nga nag ñooñu la Malick Gakou wax Malick Gakou ko wax maanaam boo toogee ak Malick Gakou dana ko keroog wax nga lii lu tax la nga waxoon ba nga ñëwaatee nga defaat leneen loolu xëy na am maanaam moom dina am réponse pour tontu la tey su ma fi toogee ne damaa bëgg a tontul Malick Gakou déedéet doo tontul Malick Gakou mais dama ne ñooñu lay ànd waaw mais te ñu ngi ànd te wóolonte wuñu buñ ko waxee buñ ko waxul yëpp waaw mais kaay ma wax la xam nga tey dafa mel ni tey fii ngeen toog tey ci plateau bi Pa Ousmane bu jógee day dem doxi soxlaam da ngay ànd ak moom sëñ Mansour boo jógee da ngay doxi sa soxla sama xarit bi bu jógee day doxi soxlaam Alaaji Sall bigee kon du fii ngeen di daje liggéey moo leen fi boole boo leen génnee da ngeen di doxi seen soxla mooy loolee maam Adama Gueye woote démb maam Adama Gueye la mu woote démb Sonko ma nga ca yoonam maître Madické Niang mi ngi ci yoonam Gakou ma nga ca yoonam xam nga lan mooy l'essentiel bi ku ci nekk boo ñëwee lan la ci intéressé xam nga ñun lan moo ñu ci intéressé mooy naka la ñuy def ba fexe sàcc gii nga xamante ni ñi ngi koy waaj ba du am donc lu ma ci jàpp parce que bala may delloo kàddu gi aram dama jàpp que ni cycle bi nga xamante ni dugg nañ ci génn guñ ci bu dee yéen ñi ngeen di xalaate ba tey xam nga lu tax ma wax la loolu président Macky Sall bi muy ñëw ay coalition la nit ñi dañoo signé ay pacte
résultat assise nationale ñu ni lii kuje yi nga xam ne ñoo nekk ci kuje gi ñu dajaloo nii bu ñu demee deuxième tour contre président Abdoulaye Wade ñun dañuy dajeeloo jébbal kooku suñu baat te tey jii ñooñu tey ji la ñoo nekk di xaxarante yéen tamit tey boo leen groupe la woon ni tey ji bu ñu defal ne ni ëllëg ak si biir bu keneen toogee ci yéen tamit nii rek lay newaat scénario bi du non li du fi mës a jóge non déedéet xam nga sëñ Mansour dañuy xool luy baaxal réew mi ci la ñu toll dañuy xool luy defar réew mi ci la ñu toll gis nga ñay xaxarante moo tax tey ji réew mi gis nga fi parce que xam nga lan la ànd sincérité da cee baax ak dëggu c'est parce que Macky Sall bu muy jóg di laajte réew mi maanaam la mu doon wax ak gaañam yi xëy na nii la def parce que nit nag sooy wax ak say nit man su may wax ak yow sëñ Mansour bu yeboo sax nañu jël paaka teg ko sama put mais lu ma la wax bu subaa boo dikkee nday Selbé Linguère loolu ngay fekk ca moom kon dafa am loo xamante ni nit ñi il faut aram moom ay waxam la yoon nit ñi gis nañ fi ci lu mel ni Ahmed Fall Braya yi nga xamante ne par exemple bokk na sax mais xam nga ñun li ñu fi intéressé mooy tey mu ànd ak moom donc moo tax tey bu ñuy waxee ànd ak Ahmed Fall ànd ak président Macky Sall waaw mooy li ma la doon wax xam nga sànq kon yéen a may fekk si ànd ak président Macky Sall donc yéen a may fekk si ci kaddu yi ngeen ànd ak moom yéen a may fekk si kon ci kaddu yi respecter yéen a may fekk si kaddu yi ndax gis nga nag réew mi fi ñu toll nii kaddu bu dañee ci nit lii la maam dafa am lu mu fi bàyyi woon te maam dafa am lu mu daan dund soo nee maam nag dooma dagg soo nee maam nag ñu ne maam passé na te maam li passé na waaye maam bu ñu sukkandikoo ci yi ñuy def maam kon bu ñu sukkandiku woon ci yi ñuy def li maam daan def kon am maanaam li xew tey ci réew mi muy lan maam da daan dund yow Pa Ousmane Baye maam da daan dund ci ngor maam da daan dund ci fulla maam da daan dund ci fayda maam da daan dund ci jomb-jomb gis nga jomb-jomb jooju sëñ Mansour damay lim li maam daan dundee te tey jii ñu jël ko weddi ko mais dafa war a am Pa Ousmane mais bu amul nag mais dafa war a am xam nga lu tax dafa war a am parce que dafa am ñoo xam ne askan wi la ñuy waxal te askan gii ñuy waxal dañu war a dégg dëgg askan gii ñuy waxal dañu war a jaaranteeg ñoom cib dëgg nee naa la dafa am li maam daan dundee yëpp benn rek bu ma ci neex du ma tàyyi di ko wax muy jomb-jomb gis nga tànk doo jommale sa bopp ne man damay taxaw jàkkaarloog sëñ Mansour bëgg sëñ Mansour ànd ak man manaan ko jàppale ma dinaa la defal dinaa la may dinaa la dafa bokk ci yeb yàlla ndax yow yaa ngi wax di nga àggalam doo àggal suñu borom rek a xam suñu borom rek la yow nag ñëwee yàlla ak dëgër fit moo tax ak programme am na solo tamit dëgër fit li ngay wax nii dañu yenu ci politique boo bëggee nekk si dëkk bi boo ñëwul lu ñu mën a téye lu sëñ Mansour mooy suñu problème parce que tey jii wax na ko aram wax na ko aram nee na gis nañu Balde aram nee gis nañ Balde gis nañ sax président Wade mu wax fi ticket présidentiel te leneen la waxoon bu fekkee loolu dina wax dinañ sori gi may wax gis nga loolu mooy li ma wax dès le début saa la bigee mooy li ma wax bi ca ngeen dellu si waat mooy kaddu gi rek. kaddu gi rek. loolu dafa tekki loolu dafa tekki rek benn mbir. baal ma dugg non dama lay dugal gis nga tey ci kaddu gi ma lay wax sëñ Mansour xoolal tey réseaux sociaux yi. xoolal réseaux sociaux yi xam nga dañuy naan xale yi ñi ngi wax xale yi ñi ngi saaga mais Sénégal ñun ay doomi Sénégal lañu. citoyen boo xamante ni sentiroo sa bopp ci réew mi lii lay indi dérive yi lay indi te bu fekkee ne mag ñi ñu jiite kilifa yi ñu jiite ñooy nekk di def noo xamante ne naka su dul noonu la mais day répercuté wu ci njaboot gi balaa nga ko doon xam nga yor sa kër nekk sa biir kër di def lu la neex sa taaw la ngay def lay def. je ne suis pas convaincue. sa taaw la ngay def lay def kon nañu xoolaat jikko yi. non am na dérive yoo xam ni ça n'a rien à voir avec les actes posés par les politiques. am na loo xamante ni nit ñee koy copier bokk na ci loo xam ne ñu ngi koy jëlee ci occidentaux yi ak yeneen ak donc les dérives du l'apanage des politiques. boo demoon tey jii boo duggee tey jii ci occidentaux yi doo gis koo xamante ni day politique ba mu yàgg daal dee nekk bàyyi naa kooku dem fa lii fii la am nañu waxante dëgg. parce que amuñu le temps am ay yenn parti pour jóge si lii ay courant ñaar wala ñett ñooy am bu fekkee américain yi def primaire avancé gëmuñu ko ay idéologie la xam gëmuñu ko bëgg nañu xam nga lan mooy li ngay wax nii am na ci côté boo xam ni dëgg la dañ ci ànd ak yow parce que kaddu moom mooy nit bu amatul kaddu amul dara suñu maam yi bu njëkk ba bu ma waxee Pape Ousmane Cissé ba amul signé daf may jox loxo ma jox ko loxo suñu ñun ñaar mais léegi Abdoulaye Wade fii la waxoon politique amul oui toujours amul non jamais tey mun ngaa tey sa noonu tey ëllëg mooy doon sa xarit ngeen dajee ci angle bi dem dama ko wax keroog bi Sidi Lamine gaañoo
presse benn yoon la bu muy jaar boo nekkee ci opposition bi da nga naan presse man la àndal. mais boo demee di ba dugg ci nguur gi presse bi continué yoonam di dem de da nga naan presse bi dañ laa contre boo demee ba génn ci nguur gi yaa demaat ba ko jaat presse bi àndaat ak ñoom c'est-à-dire dëgg moo dul tuxu dama ci ànd ak yow à 100% mais politique bii ñu gis léegi bi ñu gis nii dafay yàgg te même chanson yii nii ku fi toog loolu ngay wax mais suñu problème non xam nga man moom ngay wax sénégalais dafa mun wax bu rafet mun wax bu baax man mais bu dara di seet lu jëf intérêt personnel taxaw intérêt personnel yooyu intérêt personnel boobu di taxaw il faut que l'autre également intérêt personnel boobu di taxaw des fois gis nga tey jii ñaan lu ma la ko maa day taali yaa ngi ànd ak Maître Madické Niang tey ji xawma lu ban pacte nga signé ak moom bis boo gañee ñooy àndandoo nañ rëbbeendoo waaw séddoondoo mais tey jii tey bu ngeen demee tey ba ca séddoo ba da ngeen ciy commencé ay bay problème li ngeen njëkk a def mooy lan dem ci presse bi wax la ngeen seqoon daaw jéeg ak daawaati jéeg xaxarante bi ñëw mooy xaxarante bi ñëw c'est-à-dire loolu moo koy indil léegi nag voilà mais nag wuy ma ñëw képp koo gis fi muy ànd ak politicien jël partem seeyal ko ci bosam dafa am lu ngeen si ñeenti buñ ko biralu it yelu ko gaa yi boo fal ma nangam soo mënta fal nangam duma la jàppale. moo tax ma leeralal la Alaaji Sall bii gi dama koy leeralal xam nga ñun nag seeyaluñu ñun duñu seeyal ñun dañuy ànd ak yow ci ngor ànd ak yow ci dignité ànd ak yow ci fulla ak ci fayda parce que nag dañoo nekk ci suñu yoon di liggéey lenn ñor ñu lenn soxal ñu muy le Sénégal gii moo ñu ñor Sénégal gii moo ñu soxal kon du ay gis nga ñay seeyal Sall bi mooy ña nekk ñaar ak ñett ak ñeent xëy na sax bu bëri nekk 1000 personnes ñu nga am ko sa parti nga dem seeyal mais nag yow bu fekkee ne askan wi sëpp réew rek moo la tax a jóg loo xal foog naa ne wax dëgg neex yàlla doo xalaat naa yaa ngi. D'accord, Seynabou. Bon, merci en tout cas pour l'accueil. Bonjour chers téléspectateurs. Il y a une chose que je retiens là-dedans. Moi je veux féliciter la brave dame Alassane Excelli. Parce que li ñu soxla tey Sénégal mooy cohésion, union. Et ce que j'ai retenu depuis le début, c'est qu'elle a créé son parti, mais qu'elle a aujourd'hui décidé de faire une coalition avec Maître Madické. Donc ça, je pense qu'il faut quand même saluer ça. C'est important. Mais non, style de politique bi nga xam ne aujourd'hui, non, juste pour finir sur ça. Donc aujourd'hui, je pense que ñëpp bu ñu defoon ni moom du ñu am ay multitude de partis fii. Donc ça, c'est très important. Maintenant, pour le style de politique, ça c'est à voir. Sur ce qui me concerne en tant que femme de développement, parce que je suis dans la politique, mais la politique de développement, quel que soit le style qui est présenté, ñun suñu jeunes yi en tout cas Sénégal gisaguñ ci suñu bopp. Donc dans ma partie qui va m'intéresser peut-être, c'est je vais lui poser des questions sur la politique bi nga xamante ne ñoom ci leen bëgg indi ak ndaw yi. Parce que ëllëg ak ndaw ñi ñun bi ñuy wax nekkul courant libéralisme wala ceci ñun loolu intéressé wuñu li ñu intéressé mooy comment on peut rester ici au Sénégal vivre dignement en tant que jeune man c'est ça qui m'intéresse. léegi la lay tontu loolu kay du xaar. mi ngoog alhamdulilah. programme pour jeunes yi. vraiment maa ngi lay remercier yow it di la jaajëfal bu baax a baax bu baax di la jaajëfal bu baax a baax parce que lii rek la nee naa leen dañoo nekk ci réew moo xamante ni. comme góor ñi dañoo xaw a échec jigéen ñi bu ñu jógul musiba am. ngeen baal ma am. donc maa ngi lay félicité ci li nga xam maa ngi lay félicité ci li nga xam donc ci programme bi nga xam ne dañ ko tënk ñun ci coalition président Maître Madické Niang dafa yaatu macha allah mais comme ci ndaw yi nga may laaj dinaa la ci jukkil tuuti ndax nag ñun dañ koy bàyyil primeur bi nga xam ne comme ñi ngi waajal ñun suñu investiture wax dëgg neex yàlla yàggatul incha allahu rabbi te bu boobaa moom la ñuy bàyyi vraiment mu faram fàcce toj yax yépp donc primeur boobu moom lañ koy laajte mais ci lu ndaw rek li nga xamante ni moom laa lay jukkil ci jeunesse yi mooy tey jii boo xoolee su ma jëlee ci jàng bi d'abord pour commencer xale yi tey ñoo jàng ñoo am diplôme ñooy chômer parce que gouvernement moo xam bii moo xam ña fa nekkoon mais surtout nag ci bii la ñu wax parce que ci bii la ñu tombé tamit tey ci moo tax ñuy waxtaan la mu waroon a defloo ak xale yi tollootuñu ci ay digg ay 500 000 emplois tollootuñu ci def naan danaa leen dig na déedéet xale da nga koy dimbale xale dafa war a am métier donc li nga xamante ni mooy enseignement technique et de la formation professionnelle dafa am solo te loolu ñun dañ ko tënk ci biir programme bi
programme bi nga xamante ni moom mooy programme coalition président maître Madické Niang la formation technique et professionnelle dafa am solo ndax tey jii jëla ndaw mi nga xamante ni tam mi ngi jàng ba tey ñëwaguma ci ku jàngul ndaw miy jàng day dem ba université su génnee diplôme am bee rek lay génne soit mu dem jàngali soit mu nekk médecin et pourtant waroon nañ leen ciy booleel beneen métier boo xam ne bu ñu génnoon tey parce que tey suñu bay bi tey soxla nañu ay ingénieur en tant que baykat j'en sais quelque chose. merci beaucoup kon yooyu yëpp dañ ko war a préparer ci ndaw ñi te foofu laay mën a yem parce que nag bés bu ñuy def suñu investir incha allah danaa la invité comme ça bu ko defee nga ñëw déglu ni ko suñu président maître Madické Niang di jukkee di ko tas bu baax a baax beneen bi tey nga gis tey ci toujours ci xale yi nga xamante ni jànguñu mais même boo jàngul fa defal fexeel ba nga xamante ni xale yi nga organiser leen munoo ñëw fekk jeunes yu taxaw formé woo leen jàppale wu la leen lu dul da ngay ñëw rek financé réew mi dafa metti jeune boo jël jox ko tey ji 25 millions wala nga jox ko tey 10 millions wala sax nga ñëw jox ko tey ji benn 50 000 non Sall bi gi am na ci leneen lu mu koy dugal yi ndax balaa ngay financé da ngay formé ne serait-ce que sax nga jël jeunes yooyu groupement de jeunes yooyu am nooy def ak ñoom benn 3 jours nga jàngal leen naka la ñuy defee ba bu ñu amee mooy gestion bi nga gérer leen ko et tout te loolu am na loo xamante ni lépp nag ci biir programme bi mënu ma ko tas parce que nag lépp ci biir programme bi mënu ma ko tas parce que Aram da nga koy jox mu wax. lépp ci biir programme bi. lépp loo xamante ni lu am solo loo xamante ni mi ngi ci biir programme maître Madické 2019 kon dafa am loo xamante ni comme ni ma la ko waxee primeur boobu nag dañ ko koy bàyyi. mais le petit problème Aram juste une minute. juste une minute. En fait le petit problème que j'ai mayuma la temps. non on va revenir vers vous après parce que am nga également une partie bu ñu la déjël si c'est su la neexee nag sa temps nga utiliser après pour wax ak moom. Alors dañuy jàll ci deuxième actualité de l'internet parce que je pense que Mansour abordé na ko sànq c'était dans le même sillage mu di sur Yerim Post pose de maître Mame Adama Gueye pourquoi le boycott du PDS Pape Ousmane. waaw dafa am ay journalistes yu ko posé maître Mame Adama Gueye li mu leen wax mooy nañ ko laaj waa parti démocratique sénégalais le fait que teewuñu journalistes yi laaj leen ko ki nga xam ne moo yor seen communication di Mayoro Faye ne jamono ji ñoom dañu nekk ci waajal ñëw maître Abdoulaye Wade ak seen candidat di Karim Meïssa Wade moo tax foofu lañ focaliser wu ci wàllu mobilisation ak fexe ba ñuy disperser noonu la ko waxee ñi nga xam te ñooy seen i militants loolu mu ne ñaar lañu am ñoo xam te ne xëy na ñoo mobile ci wàllu rencontre muy maître Adama Sall waaw Amadou Sall ak keneen ki mooy Oumar Sarr que ni bu ñu fa teew rek mooy ne am nañ gànt donc ne bu ñu jàpp que ni ñàkk a teew kii di parti démocratique sénégalais ci boobu ndaje que dafa tekki rek ni dañu boycotté mais ci geneen wàllu ji article mu ngi xam le ni ci suuf ni li muy wane mooy ni front de résistance nationale bi nga xam te ne ñoom parti démocratique sénégalais dañu ci fës c'est-à-dire li ñuy xeex pratiquement moom la maître Mame Adama Gueye pôle bi mu taxawal di xeex donc mu mel ni benn dualité moo am ci biir donc mooy explique un peu le fait que parti démocratique sénégalais teewuñu ci donte kii di Faye Mayoro Faye daf ko weddi. très bien Pape Ousmane mu di xibaar boo xamante ne nii fës na sànq madame Diouf mu ngi koy wax sànq nee na du ñëw si le pourquoi PDS lu mu def ñu bëgg ko jàppee comme boycotté ou pas mais man damay bëgg ñëwaat si benn point rek moo di solennité instant boobu noonu suñu gisee ku ci mel ni ay Idrissa Seck ay Sonko ñooñu nga xamante ne mën naa ne du chaque fois peut-être front de résistance nationale bu daan def dara nga leen fay gis est-ce que jarul woon si lu mel noonu yéen ñëpp ngeen am benn kàddu pour ne pas donner au pouvoir beneen mot boo xamante dañ ko mën a utiliser contre yéen pour dire que opposition bi dañuy wax mais ba léegi seen biir ils ont du mal à s'entendre. waaw Aram foog naa ni li ma waxoon sànq Pape Ousmane indi na tontu bi xam nga daf ciy am laaj yoo xamante ni comme tey jii Mame Adama Gueye li mu woote yow dañuy ñëw jox la sa carton d'invitation noonu lañ ko recevoir ñun ci coalition maître Madické Niang te ba ñu ko jotee tam dem nañu wuyu. xam nga bu fekkoon ne dañ lay jox carton d'invitation boo xam ne dañ leen naan yow la ak diw xëy na dañ fa nekk di wootante naa ndax di ngeen dem mais du demeewul noonu kon ak lépp lu mu ci mënti doon man dama ne nañu ànd bokk ndey bokk baay ndax tey jii ñii nga xam ne ñooñu lañ ko séqal ñoom ñoo ëpp problème ñëpp ndax ñoom chaque jour ñu dóorante ay pistolet dóorante ay jaasi kon lii nga xamante naan ay nguur gi dina ci wax ak nangama man na gisuma loolu li ma gis mooy ña war a dem nañu
te comme Mayoro ni mu ko waxee ci à travers Pa Ousmane que wax na lan moo taxoon ñoom demuñu ñun foofee la ñuy mën a tënku parce que nit ki nag bu joxee excuse am ne man lii moo tax ñëwuma vraiment da ngay respecter kàddoom ci loolee mu wax. Mansour voilà. excuse bi dama jàpp que ni moom c'est une fuite en avant quoi parce que. ndax ñëpp dañoo war a daje pour dem accueillir koo xam ne même bu doon kenn nit la koo xamante ni parti démocratique sénégalais li ñu am en terme de leader yoo xam ne tey jii bu ñu toogoon te ne serait-ce que ca ndaje moomu tey jii duñ toll fii sax di werante naan parti démocratique sénégalais bokk nañu wala bokkuñu xam nga lii dafa am syndrome bu fi amoon en 2012 bi ñu dajee fii leader yi chaque ngoon ñu dem fii dóorante ay lacrymogènes yu kenn xamul président Macky Sall moom jaar yoonu weneen dem dugg ci askan wi xool leneen ak leneen xam nga loolu ñun fàccewuñ ko démb la dama yaakaar ni tey jii am na ñoo xamante ni jàng nañ leçon boobu la ba tey am na kuréel yoo xamante ni tey bu ñu ko taxawee duñ ci gis seen bopp man je suis pas contre les grands ensembles parce que dama jàpp que ni mooy futur tey jii kenn mënatu fi toog tey jii ni man kese mën naa dem ci une élection et gagné ko te yaakaar naa ni am na rab boo xam ne porc-épic lañ koy wax dafa am ay dëgg di jamee bu ñu demee ba seddaay ñëw rab yi sax dañuy daje roofante seen dëgg yooyu ngir mën a réchauffante donc kon ñun noonoo sax am na moment yoo xam ne dañoo war a mën a ànd voilà. ñu ñëw si Pape Gora du ñàkk yow am nga noo gisee langue politique bi si jamono ji surtout ku gi nga xamante ne taxawal nañu benn plateforme ne dañu bëgg a indi kaaraange ci processus électoral bi. Adja Aram maa ngi nuyu xaritu Seydina Muhammad yëpp. sallallahu alayhi wa sallam. maa ngi nuyu mbooleem ñi fi toog ñëpp di leen ziar di leen bëgge di jéggalu nag ci tardement bi waaye da di réew. Mame Abdoul Aziz Dabakh moo ko daan wax naan réew bu ñëpp silmaxaa kuy jiite. hôpital bu ñëpp feebaree kuy fajaate. réew ni nu koy jiitee du ci fayantoo. kilifa day tane ay njabootam. njaboot gi nangoo topp. ndax Seydina Muhammad ñëpp xamoon nañu kilifteef gi ko yàlla joxoon. waaye teewul bu mbir masaana wàcc yàlla da ko naan moom du mu ni ko naan mu ni ko saawirhum fil amri fa ida adamta fa tawakkal ala allah mbir bu dikkee na nga woo say saxaaba ngeen toog waxtaan ci kilifa buñ la jiitalee dooni lu ma neex def lu ma neex dogal ñi ci sa ginnaaw da nga leen war a bàyyi xel ndax fi nga toog du sa kàddu nga fa toogee waaye dama naan politique gu léegi xam nga naka la benn saako bu ñu aj ca kaw pitax yépp dajaloo ni nañu dajale suñuy laaf jox ko kenn bu demee bëtt ko ñun ñi ci suuf lekk mais dañuy dem ba ca kaw au lieu que mu bëttee ko ci suuf mais mu dem ba ca kaw toog nag bëttee ko ca kaw te bu ñu tollee ci jamono boobu jar na lu nit am ñu dajale ko jëndee ko lasper pour fitu ko mu wàcc ci jamono boobu nag la ñu toll nanu gën a rafetal mbir yi gën a bàyyi xel jamono bi te sunu njiit ñu koy ñaan muy jéggale ndax yàlla lu nekk la nu koy def ñun jaam ñi mënuy jéggal kon nag lu nu ko mënti def it xam nga yaa moom nag wi ku mu doyul yenoon mbanag yóbbu sa kër du la doy te boobaa sa deru bopp bi du ko fekkee président mooy sunu njiit mais ñu ngi koy ñaan lu mu gën a mën a jéggal njaboot gi doyul ndax yow la nu sañ a tooñ yow yaa ñu sañ a jéggal ndax yow la yàlla jox dogal xamoo ni président fan koy dogalee mooy fa nuy dogalee doomi soxna yàllaa koy désigné moo naan saala béegee dañu koy xam Gora Niang dañu koy xam aram lii lay doon fa la yàlla di bindee ni président diw lay doon kon nag machi atu rabbal xalqi maam ab doo ko daan wax yow jaam bi loo ci mën ñu ne ko dara mu ni xanaa nangu tey ñaan soo xamee leneen doxalal nanu ci rafet moom it nanu bàyyi xel ñun ñi mu yilif ñu nit nanu ko jox cër xam ni bis bu jotee mu jóge fi dina fi jóge yàlla tëdd nee noonu ay mbir jërëjëf Gora Niang man de jéggal naa sànq xawoon naa la mere ba nga tardé mais jéggal naa Pape ñu jeexal ak yow rek balaa ñoo dem si xam nga sëriñ bi li muy wax nii te neex ci nopp yi dafay fekk ña koy dégg doon ñu wér ci xol pare ci seen bopp nga xam ni xëccoo yi yëpp du leen intéressé mais dañu amul loolu ci réew mi wala boog ñi néew la te du ngeen xoolee li xew nii gis nga opposition bi li ngay wax nii naan daje nañu ak dajewuñu moo amoon 2011 diggante ay Idrissa Seck ay Moustapha Niass Ousmane Tanor Dieng ba ci président Macky Sall Macky def nii ñoom ñu nekk place de l'Obélisque diggante foog yooyu ñu dem loolu moo c'est-à-dire maanaam bougé wuñu ñii dañoo soppi benn jamono mbubb rek xaw a cuub ak ñee rek ñu jàpp ni dafa am ñu soppeeku fekk de benn clan la ñoo dem à un moment donné ñu ànd dem ba benn moment intérêt dugg ñu tas di repositionné wu souvent ñu cuub seen bopp xaw a bees bu fekk na ci màgget yi lañ bokk li ma bëgg a foofu mooy Sénégal am na yeneen doom Sénégal am na yeneen i boroom xam-xam nañu nangu ni wala ñu osé ni wala ñooñu affirmé wu bu fekkee bëgg nañu réew mi
te ñu bàyyi nag naan ay réew mi de dafa metti boo fi wax nit ñi dañ nañu àddiyal suñu jëmm ngir nañ ñu wax lu bon mais nañu ko suñu Sénégal jaral loolu laa gëm mooy borom xam-xam yi nekk ci réew mi nañu àddiyal seen jëmm yi bañ naan non su ma waxee fii dañ may gàkkal fële dañ may waxee nangam amul solo bu fekkee ni xam nga sa réew ci pante bi mu nekk jamono ji buñ ko seetaanee nag fa ñu jëm du neex kenn moo tax ma jàpp ni benn cercle la am na yeneen cercle nañ dem ci cercle yooyu ñooñu tamit nañ dëggal seen bopp ci réew mi jërëjëf Pape Ousmane Cissé njàngat li am na solo di ñëwaat ci kanam tuuti rek ci soxna Ndeye Selbé Linguère Diouf bàyyi ko ci deuxième partie bi mook Mansour Sow ñu wëyal waxtaan bi mais léegi-léegi dañuy jàll ci Seynabou Mbaye ci prix mois di Maintenant osons ici événement bu muy waajal léegi-léegi Alors, je disais, Seynabou Mbaye, la présidente de l'association Maintenant osons ici, moi, à la recherche de fonds pour accompagner des jeunes entrepreneurs porteurs de projets. Alors, que faudrait-il comprendre derrière cette recherche de fonds? Donc, Maintenant osons ici, c'est une association de droit sénégalais qui a été initiée par des Sénégalais, donc des jeunes Sénégalais, des porteurs de voix. Et Maintenant osons ici, comme son nom l'indique, c'est croire que ici et maintenant tout est possible. Donc nous li ñu intéressé mooy jëlaat suñu réew jéem a def le tout pour que les jeunes retrouvent ce qu'on appelle l'estime de soi, la dignité humaine et la confiance en soi. Parce que sans ça, nous ne pouvons pas construire notre Sénégal. damay faral di wax naan suñu continent dafa am qualité dañu am ay force suñu force mooy la richesse des cultures suñu force mooy notre créativité suñu force mooy la jeunesse mais toutes ces forces là bu ñu leen bëggee utiliser bu ñu bëggee force yooyu aider ñu pour faire émerger notre continent il faut que ñu tàggat leen il faut que ñu accompagner leen et ça c'est ce qui manque aujourd'hui à RAM. C'est parti d'une initiative un peu personnelle hein, à la base. Bonne année ngeen ko taxawal ak en termes de représentativité. Ça fait juste 1 an qu'on existe. Donc l'association a été créée le 9 décembre 2017. On est présent au niveau de 5 départements lors de la phase pilote. Donc on est à Kédougou, ñu ngi Tambacounda, ñu ngi Kaffrine, ñu ngi Tivaouane, ñu ngi Pikine. Donc voilà. C'est une association aujourd'hui qui a formé et qui a aussi accompagné 300 jeunes et femmes, donc sur ces 5 départements-là. Et il faut dire que tout ceci a été fait sur fonds propres. Parce qu'on l'a fait avec l'adhésion, on l'a fait aussi avec ñi nga xamante ne ay volonté lañ ay ñu ngi aider des figures yoo xamante ne ñu ngi ñuy jàppale. Ce qu'on constate aussi c'est que Sénégal dafa metti Sénégal metti na parce que boo demee ba Tambacounda dem Kédougou dem Kaffrine je pense que ci ngay xam li nit ñi dund foofu. C'est très facile d'être ici à Dakar sur les plateaux. Bon, je parle aussi des politiciens hein, et de dire ñu ngi ci xale yi parce que ñun ñi nekk ci terrain bi dañu sonn pour am ay fonds. Bu ñu demee juste pour avant même d'arriver sur l'événement bu ñu demee Dindi Felo ñan lañ fay fekk mooy ONG représentant ONG yi nekk Sénégal yi nga xam ne dañu ñëw pour jàppale jeunes yi. D'accord. Mais xam nañ luñ fay nekk ils sont là-bas en vacances boo demee Ziguinchor fekk leen fa dem Mbour fekk leen fa donc ça. Ce sont des personnes qui sont venues pour aider nous, mais 80% de leurs dépenses va dans le fonctionnement de ces ONG-là. Est-ce que on ne gagnerait pas à faire émerger des associations, donc à fédérer et à faire émerger des associations qui sont portées par des Sénégalais, parce que nous, Sénégalais, on est plus en mesure de juguler les maux de ce pays-là. Donc ça, c'est une première chose. Aussi, là, on va organiser un événement le 22 décembre, pour le premier anniversaire de l'association. C'est un événement fundraising avec Youssou Ndour et le Super Étoile. Et l'objectif de cet événement, c'est de lever des fonds. Parce qu'il y avait une première phase, donc la phase pilote, où on a fait au niveau de ces 5 départements, on a accompagné des jeunes. Aujourd'hui, nous avons un maillage au niveau national.
Donc 47 départements et département bu nekk bëgg nañ fa am comité local. Parce que l'enjeu est local. Voilà, donc c'est un enjeu local. Dans chaque comité, dans chaque département, dinañ dem édifier les jeunes, les accompagner et puis les édifier à connaître donc, les potentialités qui existent ici au Sénégal. Alors, vous accompagnez les jeunes porteurs de projets, mais derrière, est-ce qu'il y a le suivi? Parce qu'on peut mettre en place un projet et qu'après qu'ils ne réussissent pas, que faudrait-il faire en amont? Est-ce que vous leur demandez de vous rembourser les fonds ou comment cela se passe? Très bonne question. En fait, pour moi, le suivi et l'accompagnement, de toute façon, c'est le nerf de la guerre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons jël ay xaalis jox ko tay buma jëlé ben 500 000 jox ko Mansour day jël mu né xaaral ma jël 200 000 francs nossi jël 100 000 francs def ci li bala xaalis bay jeex nak ma jël 50 000 francs dem xol luma ci def lolu motax ñun on a mis on a des commissions. Donc on a une commission organisation, une commission suivi et de projet, on a une commission communication. Donc ces commissions-là travaillent donc localement. Au niveau de chaque zone, on a des représentants, donc des personnes qui sont là, qui assurent le suivi pour au moins faire... Parce que ce qu'on cherche, c'est la pérennité. Donc il ne s'agit pas juste de venir financer et de partir. Non, il y a un suivi et un accompagnement qui sont très déterminants. D'accord. Nous aussi Soxna Ndeye xana di nga rafetlu genre initiative bu melni ndax comme ñu ko wax ñom ñi ngi taxawu jeunes yi et il le fait sous fonds propres. Je pense que du ñëppay gisee nonu ci réew mi. Machallah, vraiment ñu ngi lay encourager ñun vraiment loolu la ñuy mën de tayit bu fekkee ne aussi am na lu ñu ci mën a apporter man sax damay bokk ci association parce que gëm-gëm la gëm sa bopp dafa am solo lii ngay def sa parce que da nga gëm sa bopp da nga gëm nag sa réew parce que nit ki boo gëmee sa bopp ba pare toog gëm-gëm nga des na mais boo gëmee sa réew rek di nga avancer donc lii ñu ngi lay encourager bu baax a baax di la wax ne aussi demal parce que nag Sénégal bu fekkee ne gëm nga sa bopp gëm nga sa réew bul xaar kenn saay sooy jóg na yow na sa askan na la jaral nga jël sa alal def ci sa askan fonds propre amul fenn parce que la ngay jël di ko def ci sa askan nekkutoo sax fonds propre yéene la goo xam ne yaa ngi koy def di ko partager ñoom donc vraiment am na benn pic bu mu wax te xaaroon naa la nga tontu woo si nee na politique yi du ngeen faral wàcc dans le Sénégal des profondeurs xool ni askan bi di dundee toog Sénégal fii rek Dakar naan côté bi metti wala moo tax sànq ma ne la ak i politique am sànq nee naa la dafa am ñaari ci politique ka nga xam ne comme ni mu ko waxee day toog jàpp ci Sorano ge Grand Théâtre di wane ne maa ngi nii ak ki nga xamante ni guddeeg bëccëg suba ak ngoon mi ngi ci terrain bi ma nga sol jiinam nekk ci terrain mi ngi ci àll bi au fin fond du Sénégal parce que nag soo dul jóg doo xam moom sax mi ngi wax ci jeunesse yi mais demal nga dugg tey ay ndang-ndam demal tey nga dugg tey ay caaxo ba nga gis tey suñu jigéen ñi nga xam ne metti na ndax foofu ngay xamee ne réew mi metti na foofu nga yow foofu da ngay révolté wu da ngay naan ndax ñun ñi ngi ci Sénégal et puis foofu sax sori na ay ndang-ndam ay caaxo sori na mais Ndakaaru gii ñu ne 15 kilomètres palais ci palais bi rek Médina gi rek dugg fi. D'accord. dafa metti kon li mu wax dafay dëgg. Et c'est là oui pour terminer. Oui pour terminer en fait bon c'est important ñun on cherche à mobiliser on cherche aussi à autour donc parce que ce qui nous intéresse c'est cette cause là mais tey c'est ce qui est difficile. On n'arrive pas, c'est difficile. Je comprends. Il y a une chose que je ne comprends pas. Tous les politiciens qui sont là, ils ont un programme. C'est un programme, ils ont les jeunes. Ils ont un falo. Dina def li, dina def li, dina def lele. Ñom buñu togué ñu né ñi amul voilà. Légui buñu paré ñu né état defu fi dara. OK. L'état est garant. L'état doit faire des choses. Mais l'état c'est Aram, l'état c'est Mansour, l'état c'est vous, l'état c'est moi. Donc nous devons tous faire quelque chose. Donc tey jii mënoo ni da nga nekk politicien da nga bëgg jàppale ëllëg sa réew mais tey ku ñëw solliciter la bu dul combat de lutte wala divertissement doo ci jàpp donc man ça je ne peux pas comprendre donc on invite vraiment toutes les autorités on invite les figures inspirantes on invite les bonnes volontés à nous rejoindre dans cette cause-là à nous aider à financer parce qu'on a déjà fait la première phase sur fonds propres donc on a attendu personne maintenant on sait qu'on peut le faire Inch'Allah qu'on va continuer à accompagner la jeunesse. Donc on veut fédérer,
on veut que ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp ci bis bi jàppale ñu pour qu'on puisse lever des fonds afin de continuer à financer notre plan d'investissement triennal. Merci beaucoup Seynabou Mbaye, président de l'association Maintenant Osons Ici, qui veut dire moi ñuy préparer rek événement bi muy wax dîner de gala le 22 décembre fële ca King Fahd Palace ëllëg ak ndaw ñi ñu ci nar a ànd ak le leader du Super Étoile donc ñu leen di jaajëfal également di la encourager ci li nga xamante ni yaa ngi koy def léegi on va observer une courte page publicitaire ñëwaat ci plateau bi fekk ci Mansour ak invité am léegi ñu ñëwaat tamit ci Serigne Gora avant ñu ñëw ci imam Mohamed moom it ci événement bu ñuy waajal. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Nous sommes les enquêteurs de Sénélec. Nous sommes ici dans le cadre de la campagne Jokko ak clients yi. Jokko ak clients yi? Attendez s'il vous plaît. Allô chérie? Allô oui chérie. Les enquêteurs de Sénélec sont là. Les gens de la Sénélec? Mais chérie, tu sais bien qu'on est à Wayofa. Qu'est-ce qu'ils font chez moi? Attends. Donc, monsieur Diop, vous n'êtes pas au courant que Sénélec a initié une vaste campagne nationale de sensibilisation? Jokko ak clients yi? Ah oui. Des enquêteurs de Sénélec vont chez les clients pour recueillir des informations techniques concernant leurs installations électriques, mais aussi d'identification. Ils relèvent les numéros de téléphone et prennent les adresses e-mail dans le but d'améliorer la qualité de service. Ces données permettront désormais au client de recevoir sa facture par mail, d'être informé des avis de travaux, de traitement de réclamation ou de demande d'information par SMS. Tout ça pour une meilleure prise en charge des clients. C'est une manière pour nous, clients, d'aider Sénélec à mieux nous servir. Il n'y a rien à craindre. Ok chérie, reçois-les. D'accord, bonne journée à toi. Entrez s'il vous plaît. Puisée au cœur de la Casamance dans une nature sauvage et parfaitement préservée, filtrée naturellement par plusieurs couches de sable fin qui lui confèrent une minéralisation équilibrée et une douceur exceptionnelle, la Casamançaise est une eau minérale naturelle, légère. J'aime qu'elle soit issue de la nature comme un cadeau. La Casamançaise, naturelle comme j'aime. La Casamançaise existe en 10 litres, 5 litres, 1 litre 5 et 60 centilitres. Toutes les infos sur casamançaise.com. Pour l'organisation de vos salons, foires, conférences, Escaf Event met à votre disposition du matériel de dernière génération. Des chapiteaux de plus de 1000 m², des tentes de 9 m², des tables et des chaises standards, des tables et des chaises VIP, des écrans plats de dimensions variables et des panneaux numériques. Escaf Event, c'est aussi vos événements clés en main avec du matériel de sonorisation high-tech et des estrades pour podium. Escaf Event, une expertise avérée pour l'organisation de salons, foires et conférences. Escaf Event, l'assurance d'un événement réussi. DTV indiwaat na lu am solo ci biir Happy Time mooy émission Salsa Folie. Je vais présenter la señora Fatima, la primera animatrice de la salsa sénégalaise. Dina am ay pas de danse yu am solo. Tous les dimanches lay doon sur la DTV. Dans le monde impitoyable de la haute couture, Maria Gianni est toujours la meilleure. Va te faire voir. Elle exige la perfection sur son podium. Belle, c'est pour les top modèles, ce qui est loin d'être son cas. Et ce qu'elle fait dans les coulisses est tout sauf joli. Ça devient de plus en plus chaud. Espèce de salaud! Il peut le faire en espagnol et en anglais. Arrêtez de me suivre comme un petit chien. Que faites-vous ici? Oh, vieille truie!
Il me fait pas peur, grand-mère. T'es vraiment bonne à rien. Vous êtes vraiment une belle garce, vous le savez, ça? سيدنا فالعيز لنا لإجابته الأنبياء فمحمدنا هو سيدنا فالعيز لنا يننت بإجابته يننت بأصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الأنبياء فمحمدنا أنا صبي برم مدينة سيدنا والعيز لنا لإجابتي يننت بفاقا رسلا فضلا وعلا أهدى سبلا لدلالتي مدينة فمحمدنا هو سيدنا والعيز لنا لإجابتي يننت بك نزول كرمي مولانا أنا نبغ ينن كنزول كرمي مولانا أينن تبك نزول كرمي نعمي وهدي أممي يا برم مدينة فمحمدنا سيدنا محمد هو سيدنا برم مدينة والعيز لنا لإجابتي أنا نبغ ينن لنا لشرفا نال شرفا نال شرفا والله شرفا دقنا سيرين عبد العزيز كي موي أمينة خليفة بنمنا يا أمينة سيرين عبد العزيز أنا صبي الأمين الأمين وجوينا لا أمينة أنت مصباح كل فادل فما تس در إلى عندك الأدواء صلى الله عليه وسلم كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولت السماء صلى الله عليه وسلم لم يساووك في أولاك وقد حالت أنا كان مو في جنبك سيدنا محمد سنن منك دونه وسناء صلى الله عليه وسلم موي مصباح كل فضل فماتس در إلى عندك الأدواء سيدنا محمد سيرين مودو غاي وينن تبنانكو تاها بذكرك غنت الأكوان وبنور هديك السادة الأذمان سيدنا محمد سيرين مودو غاي وينن تبنانكو هذا هو القرآن في آياته مدح لخلقك ساغه رحمن سيدنا محمد سيرين مودو غاي وينن تبنانكو هذه تحية شاعر في ليلة فيها للتفقامة الأركان فالعدل والتوحيد خير أساسها والفكر والتسبيح والقرآن فأقمت دين الحق ترفع شنو
وهدمت دينا ركنه الأوصان صلى الله عليه وسلم mangi seeti borom jamono gaañe naan ma mi ngi Tiwaawan di burdu bismillahi may bëgg way waaji jar di way way wi sama way la soo xamoon ki may bëgg way al amin te Tiwaawan sëñ Abdu huwa shaykhun taqiyun huwa alimun wari'un huwa hibrul najib الأمين شتي وأوان بسم الله ما يبقى واجي جردي واي أبدو يا جرم واي سوخمون كي ما يبقى الأمين جيتي وأوان jërëjëf Pape Gora Niang da ngay ñëwaat fii nii fekk suñu si plateau bi li nga way léegi am na solo du ñàkk Mansour Sall mi nga xamante ne mi ngi ci kër gi nekk suñu chargé de pro kontaan ci loolu ndax ku sopp sëñ Abdoul Aziz Sy Al Amine la di sët tamit ci moom donc moom rek lañ koy bàyyeel li nga xamante ni jàngoo fi léegi ñu ràññee la ci koo xamante ni it da ngay tagg sang bu tedd bi di Seydina Mohamed dañuy faral di wax ci Sénégal ku tagg keneen ku taggul sang bu tedd bi taggoo kii war waaw yow ban moment nga ci commencé ak boobaak léegi loo ci gis ci nga ne Adja Aram man nag maa ngi commencé tagg yonent bi 2006 ndax 2006 laa jóge Tiwaawan daara ja ndax bi nu juddoo fii Bentali la nu juddoo nekk fi ba jàng jot ñu taxu Pikine bi jàng jotee ñu dellu Tiwaawan jàngi bi nu jàngee nag ba pare ma ñibbisi 2006 commencé di tagg yonent bi ci daayira bi noonu mujj gi samay mag ñoo daan njëkk di ñëw di way man may toog ci ginnaaw ma ne man mais man pourquoi pas man ma demoon jàngi comme ñëpp pare wëlbatiku bëgg a toppaat ci ginnaaw nit ñi ma ni leen kon coono bi ma dajoon ca daara ja lan lay jëriñ ndeysaan may commencé nag di jéemantu di tay siir des fois bu ñu yéexee ñëw ma tay siir way benn way ñu ñëw ma jox leen sama ay frère ma leen di nuyu au passage Abdou Aziz Niang ak Maam Niang dem ba mujj gi bu ñu wayee jox ma way dem ba mujj gi nag yàlla dogal li muy dogal ci ñun fu nekk ñu nu fay béggee ngir yàlla ak tagg gi nu koy tagg te nag avant ñu ci dugg doonu nu woon ku kenn xam waaye bi ñu ci duggee changement bi yëpp ak ci la ñëw ndax Seydina Muhammad fii ak yaa ngi koy tagg yaa gën a tedd ku dul yow Alaaji Sall bi fii ak yaa ngi toog ci jotaay bu ñuy bàkkee yàlla di fa tagg Seydina Muhammad yaa ëpp sécurité ku dul yow xam nga yàlla daf ko ni moom du mu ne ko naa mu ne ko dinaa la siiwal waykatu arab ba dafa ne woon yonent bi nit bu daan way géeram da koy way pour siiwal ko waaye man Seydina Muhammad tagg gi ma lay tagg ci lay siiwee tagg gi nu ko tagg nag loo xalaat ci teraanga rek am nanu ko ci noo xalaat mel nanu ko ci avant ñu koy tagg doon nañu woon dara boo gisoon photo yi gisaat photo yi nu koy taggee nga xam ni yonent bi du dara te it kenn du moom sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam waaye am na leneen loo xamante tamit nit bëgg naa nga ñëw si mu di da ngay faral di bind ay texte waaye yamul rek ci Tiwaawan am na yeneen këru diine yoo xamante tamit ñu ngi ci Sénégal te gis nañ la tamit nga fay def yu am solo xam nga man sama yaay ci waa kër Serigne Touba la ndax sama maam ki jur maam Cheikh Gaye mi jur Abdou Gaye mi jur sama yaay dafa àndoon ak Serigne Touba dem gànnaar dëkk bu ñu naan xumaat ànd ak Serigne Touba dem ba xumaat laajal ko addiyee ju bari Alaaji Saala ñuy wàññeekuwaat bi ñu ñëwee ba ci dex gi mu jël mbuusu xaalis bi dugal ko ci dex gi sëriñ bi génn ni ko seex ana li ma la joxoon li ma la laajal mu ne ko sànni naa ko ca dex ga mu ne ko lu ko waral mu ne ko damay bañ ëllëg sama ay sët wër di ko laaj man sama wàllu côté yaay maa ngi bokk ci waa kër Serigne Touba ni may woyee xasida yi Seydil Hadji Malick nit ñi di jooy noonu lay woyee xasida yi kër borom Touba ñuy jooy sama ay vidéo bari na ñu ko gis noonu lay demee noonu it laay woyee waa kër Cheikh al Islam noonu laay woyee waa kër Maam Limaamu Laay Almahdi nuyu Cheikh Gallo Thiaw laay mu bëgg ngir yonent bi ñaanal ko moom it muy nit ku tedd au passage ak mboolem këru diine yépp ndax Maam Abdou moo daan wax naan Touba Tiwaawan Ñaseen Jaamal Canaba Kazaaka Laayeen wa Njaasaan fu mu ci rek teralal booleeg ci sal xam ni xalifal aqlaamu qadru fiat wa jëf xadis sofxi yow mi soo mënee leneen doxalal jërëjëf Serigne Gora Niang yal na yàlla wéral baat bi li nga fi def léegi am na solo waaye comme ñu ngi fi ak imam Mouhamad Zeyn Habidine Niass moom it du ñàkk mu am lu mu sànni ci li nga def léegi ndax teewee na ko
asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa waaleykum salaam wa bi ñu ngi lay nuyu bu baax maa ngi lay fay di la ndokkeel ci aljuma ji nga xam ne ñu ngi fi dajee tey di wax rek ne lim def nii daanaka yàlla lim amal lépp mu ngi amalee ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc Cheikh Ibrahim ñu dafa wax toujours ne wa taqbalu amdaahi wa taqbalu man yaxki yàlla nga may bayre ak qabul képp koo xam ne rek mi ngi tagg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ci buntu boobu noonu ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ñaan yàlla wéral baat bi baaba ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amin ñu des ak moom imam Mohamed di waajal conférence annuelle bu association islamique pour l'éducation et le développement mu di ñetteelu édition bi yoon waaw association islamique pour l'éducation et le développement ñu ngi ko taxawal depuis 2013 di ci def ay jéego yoo xam ne lépp rek pour jege askan bi ndax dama wax toujours ne nekku ne lépp gouvernement moo ko war a defal nit bi ci topp tamit mooy dañu fay fekk teraanga boo xam ni teraanga Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp am ci ay responsabilité en tant que ay jullit donc rawatina nag boo bokkee ci benn kër yow bu fekkee nit ñi benn mooy war yow fukk moo la war ñun tey dafa am lu bëri li ñuy xaar ñun suñu def du folleeku mukk la preuve ñu ngi ciy jaalewaale suñu baay ju tey di ji fi jógee barki dem Mondiaye muy Seydou Mouhamadou Lamine di ko xam ne daanaka joué na ci rôle bu mag a mag fii ci réew mi ak ci bitim réew pour njëriñ askan bi association bi nag ñu ngi ko taxawal rek parce que pour développement ak éducation voilà waaye yéen waajal ndaje boo xamante ni du ñàkkit ngeen dellu si waat ci solos li nga xamante ne Maulana Cheikh na Ibrahima Niass jàngale na ko te bàyyi ko fi waaw daje bi gannaaw bu ñu liggéey ci at bi li ñu liggéey yëpp la ñuy faral di bugg pour dajale nit ñi chaque jour ci at bi pour wan leen li ñu liggéey ci at bi donc ren ñu ngi ko amal le 22 décembre fii ci Nord Foire ci jumaa ji nga xam ne ñu ngi fa nekk imam foofu noonu solo gi nag mooy bëgg nañuy daje pour dellusiwaat nit ñi ci islam vrai bi parce que tey nit ñi jaaxle nañ violence bëri na ci àdduna bi nit ñi tamit seen doom yi tey éducation bu bëri des na ci donc li ko waral yëpp tey rek mooy bu ñu toppee tànk maam yi démb yi rawatina fi ñu bokk ñun muy Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu dinañu mën a fexe ba tegaat nit ñi ci yoon moo waral ñu amal bés boobu noonu incha allah ci le 22 décembre foofu ci Nord Foire. lan lañ ci mën a xaar ci programme ci guddi. programme bi liñ ci mën a xaar bëri na trop ci ay njëriñ bokk na ci li ci njëkk mooy social bu mag bi ñu ci war a def social bi dèjà yàlla mu ngi wax ne taawunu alal birri wa taqwa wala taawunu alal ithmi wal udwan na ngeen dimbalante ci seen biir ci ay yiw ak ci mbaax ak ci teranga te ngeen bañ di xiiroo di ŋaayoo toujours donc ñun nag dañuy dajale nit ñi ci bés boobu rawatina xale yi daara yi nga xam ne tey ku ne xam na ne daara dafa dellu ginnaaw lool malgré gouvernement bi ñu ngi ciy jàpp waaye tamit ñun dañ ci am responsabilité donc tey li ci gëpp solo mooy bëgg nañ daara yi gën a moderniser wu bëgg nañ xale yi jàng daara alquran al karim tamit gën a gis seen bopp ci alquran bi ñuy jàng donc moo nekk bés boo xam ne dinañ ci def social bu mag nit ñuy feebar te doon leen a faj ñu dañ leen faj ci bés bi may leen ay garab xale yi nga xam ne dañoo nekk ci yenn communes yi nga xam ne kenn xamu leen lu mel ni Kër Mbay Fall Kër Massar yooyu nga xam ne nit ñi ñu ngi fa nekk di souffrance jël nañ fa daal tànn nañ lu toll ci fukk commune ren incha allahu taala pare pour dimbalante ñoom ci yére ak ci dund ak ci lépp loo xam ne rek daf leen di jëmale kanam pour seen jàng mën a normal ci le 22 décembre bi incha allah. maanaam matin bi daal bu ñu xëyee rek mën nañoo ñëw foofu. comme matin bi à partir de 7h rek ak consultation gratuite dafay commencé. incha allah ba 14h tamit ak may xale yi yére ak may leen yu bëree bëri ci bés bi incha allahu taala. nee nga conférence waaye conférence ku ko wax xam naa dinañ xalaat kan moo koy animé. conférence bi ki koy animé mi ngi nekk imam Cheikh Ahmed Tidiane Konté nga xam ne muqaddami Baye Niass bu mag la fii ci Dakar ak ci réew mi yëpp mu nekk borom xam-xam bu mag a mag waaye nag ci teewaayu ki ñu ko dara jëlee nga xam ne tey àdduna bi ñëpp xam nañ ko rawatina Sénégal bii nii muy suñu yaay di suñ sëriñ di suñ lépp muy Seyda Mariama Niass xaadimatul Quran al Karim di borom daara yi fii nga xam ne tey damay wax toujours ne ñëpp amil nañ ko njukkal 1952 la ñëw fii Dakar taxawal fi daara boobu daara tumaranke na fi lool ñun ñi benn lañ ñun ñi kenn lañ ci ñu génn ci école am tey ba dem ba taxawal li ñuy taxawal nii yëpp kon ba léegi ñu ngi ci école am donc moom dana teew ci bés bi boole ko tamit porte parole Medina Baye bi nga xam ne tamit muy Cheikh Mouhamadul Mahi Aliyin Cissé ak suñu waajur bi ñu jur tey muy Cheikh Mouhamadul Mahmoud Ibrahim Niass ak mbooleem kilifay diine fii ci waa kër Serigne Sepp ñu ngi leen di oo ñoom tamit ñu ñëw ci bés bi ñu ànd ci ngir oote yàlla ak yeneen tam ngir beesalaat xol yi ngir beesalaat colère bi ñu am suñu diggante ak Seydina Muhammad ak suñu diggante ak Serigne si nga xam ne tey dañu bàyyi teranga boo xam ne li leen mën a fayee rek moo ñu góorgóorlu ba li ñuy jox ñu téye ko suñu loxo ba ëllëg bu ñu dajee ak ñoom ñu mun ñoo bëggee
jërëjëf alors Imam Mohamed dama lay bàyyi moom du xam naa du soxla carton invitation nga jox ko invitation bi léegi nii. d'accord bàyyi la nga jox ko balaa ngay dem. kon ñu ngi lay invité ci bés bi yow ak ñu mel ni yow yëpp. ñu ngi leen invité ci bés bi mu nekk bés boo xam ne daal bésu ngëneel la ñu ngi invité plateau bi yëpp. di invité waa Sénégal yëpp képp ku gis appel bii rek mooy sa oote. ñu ngi leen ooyee ñëpp ci bés bi le 22 décembre la à partir de 17h la conférence bi di commencé donc ñu ngi ci oo ñëpp di waxtaanee thème boo xam ne mooy nekk Cheikh Ibrahim Niass ak yaram bi mu def ci àdduna bi tey ci monde actuel bi tey ñu war a jàngat mbiram ak yar gi mu yar nit ñi loolu ci li ñuy waxtaanee ci bés bi ki koy waxtaanee mooy imam Cheikh Tidiane Konté danañ fa amal wasifa ak lépp ci bés bi ñu ngi ci oo ñëpp Imam Mohamed Zeyn Habidine Niass moom mooy initiateur événement boobu noonu ñuy fàttali rek ne le 22 décembre bii lay am fële ca Ouest Foire noonu la ñuy jaaree bàyyi Mansour Sow mu Nord Foire mu tàggatoo ak soxna Ndeye Selbe Linguère Diouf balaa maa wax ngom Selbe xam nga nag soxna Ndeye Selbe xadar gi mu àndal man dama bëgg nit ku pànk te xam nga l'islam bi nag ci fula la mës di dox xam nga ki ñu njëkk a rey ci l'islam jigéen la kaar bi njëkk gaare buntu kër Seydina Muhammad naan aljanna laa jëm passe gratuite la mu dugg joxe passe mooy Khadija kon nag jigéen bu melee nii la xarwa waaye nag macha allah donc Selbe peut-être pour terminer xam nga du ma la koy jàngal une élection ça ne se gagne pas en 3 mois lu ñu war a mën a waajal la ay at yéen ngeen toog ba 3 mois tey jii ngeen sukkandiku seen yaakaar gépp ci Maître Madické ban pour tey jii soubassement boo xamante ni rek pragmatique sur le terrain ngeen yaakaar que ni tey jii benn chance ngeen am ci élection yi la. jërëjëf sëñ Mansour mais boo ma ko mayee rek ma am lu ma tabaxal tuuti rek ci Pa Ousmane li mu waxoon sànq. dama koy tabaxal tuuti rek parce que xam nga sànq dafa am loo xam ne da ko wax te askan waa ñuy seetaan. muy lan mooy politique yaa ngi fi am na yeneen langue yu fi nekk nañ dem ca ñooñu. ma ne ko kon Pa Ousmane xëy na juum nga. ndax man mii jàkkaarloog yow di Ndeye Selbe Linguère Diouf damay politique waaye tey ji mën naa ne tey li ma njëkk a financé c'était en 2008. maa ngi ko li ma njëkk a financé ci ay femmes waaye waa Pikine Nord de passage maa ngi leen di nuyu 2008 ba suñu jooñ yàlla yi tey Ndeye Selbe wàccewul loxoom muy ci jigéen ñi muy si ndaw yi ñi ngi financé ñi ngi joxe ay formation nit ñaa ngi liggéey kon Ndeye Selbe day politique ndax dafa war a jóg am kàddu pour defaraat réewam kon Pa Ousmane ñooñee nga woote nee leen nañ ñëw ànd ak Ndeye Selbe Linguère ñu ànd ci coalition Madické 2019 ñu fal beneen bi Mansour fii ma taxaw nii di wax ak yow le président Maître Madické Niang mu ngi ci àll bi fii ma nekk di wax ak yow te tey jii émission bi tey jii moo ma fi bàyyi suñu fi jógee ci kattanu suñu borom defar nañu suñu valise ak sol suñu goraas ñu ngi ci àll bi ndax nag xam nañ ñi ñu ko séqal xam nañ ne gaa ñi ñu ko séqal dañoo doy waar te njuuj njaaj rek lañu taxawal loolu rek la ñu fas yéene waaye ñun nag pare nañu ba nga xamante ni fépp foo xamante ne war nañ fa jaar pour def njuuj njaaj ñun dañ leen di baare ba tax na lépp luy commune ci Sénégal muy les 507 communes 557 communes maa ngi woote ñi nga xamante ni ay leaders politiques lañu maa ngi woote aussi ñi nga xam ne ce sont des leaders d'opinion nañu wax ndax réew mi nga xamante ni Macky Sall la ci nekk tey te bëgg koo taal ñu dañoo ne ñoo lànk ñoo bañ kenn du ko taal. jërëjëf Ndeye Selbe Linguère Diouf ma leen di remercier nag bu baax présidente parti génération émission bi ngeen ma invité. taxaw Sénégal Nour tey nga maa tëjee micro bi ndax mu bàyyi ma yeggali. alors nous avons mot de sport boo xamante ne bëgg nañu wax si balaa ñoo tëj. mu di Mohamed Salah mi nga xamante ne désigné nañ ko meilleur joueur africain par BBC donc am na solo pour ñu dellu si waat si ndax xam naa am na ñenn ñoo xam ne ñu ngi doon yaakaar président Mbaye ñu ngi doon xalaat fii ay Kalidou Koulibaly wala sax ku mel ni Sadio Mané mi nga xam ne dañoo dëkk si saa su ne di ko ñaanal waaye daal mel na ni doy na waa Salah est indétrônable mon sort. Je pense bien que pour une deuxième fois consécutive je pense que l'année dernière aussi moom la woon je dirais même que c'est une distinction méritée bien méritée. Malgré que nous sommes très patriotes même on voudrait vraiment que Sadio Mané jël ko parce que ñu boo xoolee seen parcours dañu bokk parcours ñoom ñaar ce sont des finalistes de la Ligue européenne des champions. dem nañu fi Coupe du Monde te boo xoolee Coupe du Monde te ci final boobu la sax Sadio Mané dafa dugal but. Salah gaañu génn. ñu dem Coupe du Monde prestation Sadio Mané dugal na Salah dugalul mais seen dernier match bii ñu génn. dafa mel malheureusement pour nous. waaw Pesa la. nga sànni ci dara mu yàlla ñu avis du jour. non Salah moom dafa wane boppam rek et puis chance am la na ko yàlla na koy jik mais quand même Sadio démérité wul ñu ngi koy ñaan prochaine fois mu jël ko. bon loolu rek la quoi sport la
noonu la mais li may tëjee avis du jour mooy nit ñi dañuy jàppalante. mais dafa mel nit ñi jënd nagu dëj moo leen gënal jënd ordonnance. Sénégal foofu lañ toll léegi. da ngay togg sa kër ginaar mu des nga dugal ci frigo bi suba nga togg miche mu des nga dugal ci frigo bi. ginnaaw suba nga togg tufe mu des nga dugal ci frigo bi. ginnaawaat suba nga togg domodaa mu des nga dugal ci frigo bi ñu yekkal la beneen miche yi nga ñëw mu ñëw nga xool frigo bi xam nga domodaa mooy wàcc nga tàngal mu taay ne demal joxi nit ki da ngaa amul place boo fa teg. su amoon place domodaa bi du wàcc. li am solo mooy la ma waxoon boo jëndee mbubb mu bees sol ko ñaari at cuub ko. couleur bu nekk ba mu màgget ba amatoo couleur ba nga def ko palmaan. lem ko ba mu jekk xool papa góor a ña nga ne ko papa am yàlla jox la yàlla jox ko da ngaa am problème mu couleur. nit ñi nañuy dimbalante à temps Sénégal nag suñu problème mooy loolu nañuy jàppalante te way politiciens yi ñu xam ne Sénégal ñoo ko moom bu ko kenn taal ku ko jéem a taal yaay tàkk. Aram bonne nuit may naa la. waaw bonne nuit boo xamante ne man Père Sala xaar naa ba sama temps jeex na gâteau bi ñëwul Mansour tamit kenn du moom nee na que ñi ngi am yaakaar ne xanaa ci ginnaaw dinañ jox gâteau bi kii di Marie-Thérèse Badiane ak Abdoulaye Ly bu Hightech jaa ngeen jëf ñu leen di souhaiter un excellent week-end en compagnie de DTV ba leen incha allah. Réussir Immo, les bimensuels de l'immobilier et de l'habitat est déjà dans vos kiosques avec un numéro de lancement portant sur le foncier, l'émergente urgence. Dans sa rubrique Le Grand Décideur, Réussir Immo est allé à la rencontre du ministre du Renouveau Urbain, de l'Habitat, M. Diène Farbassar, qui décline sa feuille de route en matière d'habitat et de cadre de vie sur les sites